allo salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy déglu fii ci WPAT 9:30 AM seen mbokk seen xarit soxna Nogoy ci micro bi si xarale bi aussi soxna Nogoy la tey fas yéene nag ànd ak yéen ci émission bu mag bi nga xam ne ñu ngi leen ko war a amal waaye nag ñu am ci ay invité yu mag a mag a mag yoo xam ne tey dinañu dugg si waaye dinañu am tamit ci kanam tuuti en repérage Omar Diaw Seck ñu war a mën a ànd nag ci émission bi ni ñuy def rek mooy dugal li nga xam ne mooy alxuraan ni ñu koy defee waxu yàlla ci tout le temps ci ni ñuy ubbee émission bi nga xam ne moom la ñu am di leen ko bégee te di leen ñaanal yàlla jàmm kon nag di may def rek mooy ngeen déglu Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا amin yaa rabbi kon nag macha allah ñi ngi am tey àllarba 3 août muy bis bu mag bis bu rëy bi ñu doon xaar tey ci li ñu xam ne élection yi ñu passé ñëpp dégg nañ ko ñëpp gis nañ ko ñu am mbégte ak contentement dinañ ci ñëw léegi ak invité yi waaye itamit ñu am rek li nga xam ne moom lañ fi am fan yi ñu am sunu mag sunu xarit Laye Mbow yaayam génn àdduna yaakaar naa yaayu daara joxe nag tàgge bi kon nag bu ko kenn fàtte suba ci fële ci First Avenue na fa ñëpp dem ànd ak laay ak ñoom El Hadj Sylla ak mbokk ñeeño yi ñu ñëw taxaw gunge yaayu El Hadj Mbow Laye Mbow di borom këru Xadi wax dëgg yàlla communauté sénégalaise bi président de la République du Sénégal ak membre yëpp ñi ngi ànd di leen ko jaale di ñaan yàlla mu jéggal ko association des Sénégalais d'Amérique communauté mouride bi Laayeen Xaada Tijaan ñëpp dugg nañu ànd ak Ablaye Mbow ndax ci baaxam ak yaram ak tegginam ñuy wax yàlla na ko yàlla jéggal te xaare ko àjjana. li may def nag mooy tey balaa may dugg sama invité yi li ñuy wax ne wolof def ne kuy dugg sa kër da nga am buntu booy jaar ñii rek laay def ak yéen. xoolal ma Macky Sall kii doy na président salaamaaleykum mbokk yi dégg ngeen ni ma leen ko waxee kuy dugg ci kër da ngay am buntu booy jaar
macha allah kooku mooy hymne national u Benno Bokk Yaakaar bu APR. maa ngi am bégte nag di am ki nga xam ne mooy sama ministre conseiller di porte-parole fédéral de notre parti Alliance pour la République du Sénégal monsieur Makan. maa ngi am tamit le consul honoraire di camarade du parti Mohamed Dia. maa ngi am aussi Marie-Louise wax dëgg yàlla maa ngi war a xaar Pate Ndiaye maa ngi xaar aussi Papa Gallo Ndiaye maa ngi xaar tam Aïssatou kon ni may def rek ma démarrer ci ñi nga xam ne ñoo fi yegsi ci gan yi Makan maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum Adja Nogaye honorable maa ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi lay fay tey honorable bi moo nekk ci pencum réew mi di ko animé di bégal ni mu daan def auditeurs yi auditeurs yi pencum réew mi di leen ñaanal yàlla jàmm di la wax rek ne première impression ci li nga xam ne mooy campagne bi ñu génn. jërëjëf soxna Nogaye maa ngi lay nuyu di nuyu tamit kilifa diine yi ci biir New York yëpp di nuyu suñu mbooloo suñu xarit yi nekk foofu suñu doomi ndey sénégalais yi fa nekk yëpp di ñu déglu. defe naa ni suñu impression buñ koy joxe ci li jàll mooy def nañ li nga xam ne moom mooy suñu aada réew def mbir mi bu xëccoo jotee nit ñi xëccoo bu liñ ci mënta ragal yàlla def mu daal di jeex ak jàmm ak salaam yàlla nag def tamit képp koo xam ni su ay jongante bu ñëwee xëy na ku nekk bëgg na ay passion di ciy dugg kooku tamit ci politique lay ci ku xool histoire Sénégal xam nga ni yàgg nañu def ay élection yoo xam ni sax ay jëy yu bari ñoo ci doon depuis 1945 ñu ngi doon wote waaye xam nañu ku xool wote yu mos a am yëpp yooyu des ci doon am yàlla def bii wote nag man dama ci gis mosuma dute ni ci jàmm lay mujjati nii lay demee parce que sax ni mu demee sax moo gën a rafet encore parce que bis bi ñuy wote gis nga dafa taw Dakar dafa taw réew mépp taw muy ay ci yu baax nekk nag coow ji tamit bare na ni mu demee yàlla def na tamit li ñuy def suñu campagne yépp ñu ngi koy defee ci réalisation président Macky Sall suñu programme yi nga xam ne moom lañu tuddee PSE chef de gouvernement bi di Mohamed Dionne jiite liste bi donc moom nekk na gouvernement bi nga xam ne ñu ngi def délivrer programme bi nga xam ne ñu ngi ko yore déjà donc ñun programme lañu yore sénégalais yépp askan wi ñu ngi ci teg seen bët leneen li ay coow la rek ay xulo lañu indi ci suñu kanam wane nañ tamit bëgg nañu te am nañu sañ-sañ tamit bëgg ci démocratie lañ nekk waaye ci cappaandaw bi askan wi day tànn li nga xam ne moo gën a dal xel ñu tànn ñi nga xam ne tey jii fii ci Amérique et l'histoire le retiendra mu neex ak mu naqadi loolu tarixa yàlla moo ko def Abou Diallo ak Nogaye Mboup ñoom ñoo nekk Nogaye Mboup suppléante ñoom ñi ñoo njëkk a nekk ci histoire tarixa ñi nga xam ni victorieusement ci liste Benno Bokk Yaakaar yàlla tabb Abou Diallo mu nekk député honorable nekkoon ak suppléante Nogaye Mboup ñoom ñoo nar a nekk et donc moom moo nar a nekk premier député boo xam ni diaspora sénégalaise ci Amérique Océanie Canada loolu yàlla moo ko def du ci ñu muus wala suñu mën déet yàlla la yàlla nag lépp lu mu def kii bëgg jullit wala ak diine boo gëm yàlla da nga ci tàbbi nangu ko man noonu laa ko gisee li ci des nag am loo xam ni Sénégal ni ma ko gisee maanaam parce que gis naa tamit lu ma naqadi te boo gisee loo neex da ngay gis loo naqadi dañu si naqadi xëy na sax jógewul ci opposition rek de wala ci suñu parti tamit lépp am na ci parce que am na kàddu yuy jolli kàddu yooyu Sénégal xamu ko kàddu yoo xam ne tamit yu bees la yooyu tamit nañ ci bàyyi xel élection yi ni mu demee tamit ñun en tout cas Benno Bokk Yaakaar ni ñu ko gisee am na ci ay rëq-rëq yu bare xëy na il faut ñu corriger ko ndax su ma xoolee rek ñi nga xam ni rapport yi may ñëw wala li may dégg am nañu militants yu bare waa APR sax ñu wotewul Columbus Ohio fii ci États-Unis ci ñu représenté woon na nga wax nga turam léegi Marie-Louise moo ñu waroon siégel ci biir bureau bi wotewul ñu ni turam mi ngi war a dem Columbus Ohio foofu la listam nekk
wala ci Ibrahima Ndiaye ñoom des cadres du parti des gens xam ne ñoom ñoo ŋànk parti bi fii woote wuñu donc xëy na loolu tamit ci jamono bi contexte bi carte yi ni ñu ko indee la kooku tamit xëy na correction danañ ci ñëw waaye ci cappaandaw ji résultat yi baax na génn na yàlla def na tamit réew mu Sénégal yaakaar bi mu amoon ci président Macky Sall mi ngi def defe naa ni tamit li ci kanam rayu lu bët ñu ngi daañu fexe ba nga xam ne duñu leen vraiment décevoir ñi nga xam ne nag tamit ñoom la ñu tabb yal na leen yàlla wooyal falal mbir mi Abou Diallo dem assemblée nationale mu nekk ko nga xam ne léegi désormais c'est le député de tous les Sénégalais du Canada et des États-Unis mu taxaw fu taxaw yu rafet ngeen continuer di def ay tournée di def ay séances publiques ak nit ñi di xam ne li nga xam ne moom mooy seen coono seen doléance ngeen di ko traduire fële ci assemblée nga xam ni foofu tamit moom mooy lieu de contrôle de l'action gouvernementale ngeen def seen warugar ba mu mat sëkk loolu bu demee ba nga xam ni seen mission de réussir booba temps ñun ñu wàccoo ak askan yi wàccoo ak sénégalais yi nekk ci diaspora bi bu nga baal ma loolu mooy sama première réaction xëy na dinaa dellu ci li nga xam ni njàngat li ma gis ci biir suñu doxalin bi Sénégal nag benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar képp koo gis muy kër yi wala di féewle wala di tas ci biir Sénégal xamal ni xëy na cëram mooy yaatuwul ci biir Sénégal waaye ñun ñii képp koo xamee nekk ci Sénégal ak koo mënti jóge mbokk fa nekk mbokku deret mbokku diine mbokk yëpp ñu ngi foofu lépp lu mënti doon jàmm rek moo ci mujj jàmm ak salaam donc nag ñu ngi lay encouragé yow mi tamit Nogaye ak sa simplicité ak sa humilité ak sa taxawaay ci biir communauté bi ci biir parti bi ak li nga xam ni gis nañu njaxlaf ñi nga njaxlaf ci biir yàlla na ci fekk tamit sa wërsëg ak yéen ñëpp ñu ñëpp ñu jàppandoo 2019 ngi pointé ñu taxaw def encore liggéey bu gën a rafet bi ñu def léegi bu ko defee lépp yemb ñaanal tamit Abou Diallo tamit lii muy yen bi nekk yen bu woyof ñun ñëpp ñu jàpp ci kenn nit mënul defar lépp lu baax ñun ñëpp àndandoo defar ko baaxal ko su nit ndax bu fekkente ni c'est le plus grand esprit du monde bu ko fekkente ni base yi wala nit ñi topp ñu ko tamit loolu du baax loolu rek laa ci am lu may wax di ñaan yàlla nag ñi nga xam ne tamit c'est des perdants comme fii ci New York la ñuy waxee ñu mel ni ñoom sama xarit Dame Babou ak ñoom Fallou Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen ak waa PDS ak waa réew mi ak ñeneen ñëpp ñu ngi leen di tàllal loxo wane réew mi suñu réew ñëpp la on gagne ensemble ou on perd ensemble. Le Sénégal est un tournant à la croisée du chemin. C'est une victoire de tout le monde. bu ko defee ñun tamit waa diaspora bi coono bi tegu suñu kaw yëpp ñu fexe mënuñu ko dindi parce que coono moom ci àddina la rek waaye ñu dimbalante ak élus yi ñu daal di fexe tam yenn problème yi ñu trouver solution yoo xam ne idoine bu ko defee dans la paix et surtout la concorde et dans la démocratie loolu laa ci mooy sama première réaction guddi na waaye lii laa amoon di wax ci diggatal bi. jërëjëf yaakaar naa ne réaction boobu am na solo c'est pertinent et puis fi mu jóge aussi leer na nañ li may bëgg a wax rek mooy yaakaar naa ñi ngi doon wax ne waroon na joxe résultat officiel yi est-ce que génn na wala génnagul. tey jii waroon na génn te ñu ngi taxaw di parce que li gën a am solo te d'accord naa ci administration sénégalaise ci boobu côté compte lépp looy génne bëgguloo mu ñu génn ba pare am ay rëq-rëq wala di dellu calcul da ngay calculer ndànk def say chiffre bu génne fekk ñëpp d'accord ci te comme démocratie consensuelle la ñu wax baax na li ñuy génne fekk ñëpp d'accord loolu rek defe naa ni moom. please kan mooy yor oto kan mooy wax ci otoom na mute fonam please. loolu rek moo tax xëy na mbir mi yéex tuuti lépp lu ñuy def coow li ci biti balaa ñuy génnee dara xam ngeen fii ci États-Unis démocratie Sénégal élection kenn mënu ci koo sàcc lépp dañu koy signé ñu toog ci bureau bi signé ko balaa muy génn ñu def ay décompte devant tout le monde donc sàcc mënatul am ci biir élection Sénégal. xanaa ku ci bëgg sànni suuf waaye loolu mënatul am moo tax yéex bi tamit bi nga xam ne dañuy jugé di saytu mbir mi man su doon sama sago ci d'accord naa ci lu mu yéex l'essentiel mooy liy gën a nekk lu wér ñu ñëpp d'accord mu bañ a am xeex mu bañ a am xuloo loolu dong la waaye defe naa ni fii de suba teel ci minute bi dana fekk mbir mi yëpp jeex ëllëgee bu neexee jàmm ñu am résultat officiel.
jërëjëf Makan yaakaar naa ne ñi ngi bég bu baax a baax maa ngi am honorable Abou Diallo ci ligne bi mais sans plus tarder ni may def rek mooy ma dugal jigéen def parité Marie-Jo na nga def allo. noo koy maa ngi fi merci beaucoup maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. honneur femme maa ngi lay ziar lan mooy sa première impression yaakaar naa ne dugg nañ ci campagne bu mag a mag fi ñu ubbee mooy Auckland dëkk bu mag maa ngi am. Notre ami, notre cher frère, notre camarade du parti, monsieur Mohamed Dia. Mais mi ngi ci ligne bi dama lay bàyyi d'abord yow parce que yaakaar naa bi ñu fa ñëwee yaa yoroon mic bi am na lu ñu fa def am na lu ñu fa jëlee am na ñu ñëwoon ñoo xam ne pare wuñu woon ils étaient indécis pour lan la ñu war a def mais am na gis nañu ci résultat yi bi mu retombé macha allah yaakaar naa ne c'était très positif lan nga ci mën a am loo indil sénégalais yi ak sénégalaises yi lay déglu. di nuyu auditeurs yi auditrices yi nekk ci di déglu rajo bi di nuyu sénégalais yëpp di nuyu suñu camarade parti sama impression ci élection yi passé vraiment impression positive la parce que yow leer na mbir ne ñun ci Californie ñoo ubbi campagne électorale bu Benno Bokk Yaakaar muy le 9 juillet donc depuis le 9 juillet bu ñu commencé campagne bi mobiliser nañu ak suñu équipe fii ci la zone de Auckland San Francisco def travail bu am solo travail boobu li ñu ko basé mooy ci réalisation président de la République président Macky Sall defaan bilan dem ci suñu militants yi nekk fii waxtaan ak ñoom expliquer leen loolu moo tax vraiment ñu am résultat bi ñu am résultat positif te ni ñu campagne noonu la aussi suñu yeneen camarades yi ci yeneen gox yi fii ci Amérique campagne muy nekk New York di Columbus mënuma lim yëpp mais fépp foo dem suñu militants yi mobilisé nañu waxtaan nañu ak nit yi defal nañu bilan président Macky Sall te bilan bi neex na defaan parce que kuy dem Sénégal mbaa ngay sur information yi xam nga ne président Macky Sall li mu def ci 5 ans rek laa wax de ñu bëri naw nañ ko te kenn mësu ko fi def laay wax peut-être am na ñu fi jaar jéem nañu ak yëpp mais def nañu aussi lu ñu mën mais président Macky Sall li mu réalisé en 5 ans vraiment loolu c'est à saluer te ñëpp teg nañ seen bët et Sénégalais yi xam nañu am nañu le bon sens boo xoolee président Macky Sall qualité de leadership ak réalisation yi kooku moom vraiment amuloo dara doo mën a def ba jàppale ko et te loolu lañu gis te ñun vraiment passé nañu législative yi ñu ngi leen di congratuler yow ak Abou Diallo et da ngeen def liggéey bu am solo moo tax ñu am résultat bi te ñu ngi liggéeyee pour 2019 liggéey bi léegi lay commencé parce que am na yu bari yoo xam ne mënoon nañ ko gën a def te yooyu nañ ci bàyyi xel te résultats yi mënoon na gën a baax mais comme on dit il n'y a pas de perfection dans ce monde mais il faut travailler vers la perfection et puis ñun loolu ñuy def suñu groupe bi fii et vraiment je pense que suñu commencé liggéey fii ak élection yu ñëw présidentielles yi dañu am ay résultats yu baax te ñun li ñu soxla rek mooy suñu président Macky Sall ñu réélu ko en 2019 te loolu ñuy liggéey incha allah su yeggee yàlla nañu may ndam. incha allah loolu mooy sama première impression ci campagne bi ak résultat yi suy passé. jërëjëf donc kontaan nañu xam naa ne dinañu amaat yeneen auditeurs yi dugg parce que y'a Papa Gallo la ligne est busy fu mu ne nii mais comme li ma wax Makan dinaa ko libéré ci kanam tuuti mu balaa muy tàggatoo Marie-Louise yow yaakaar naa ne du li ñuy def rek dootuma la laaj sa première impression mais lan nga gisee lan moo doy waa Auckland waa Californie bi ñu fa jógee sunu première ouverture ñëw waxtaan ak ñoom ak lan lañ fa bàyyi. alors merci Nogoy vraiment seen ñëw fii Californie
ça nous avait beaucoup touché. Ça a beaucoup touché tout le monde pratiquement. Daf ñu impressionné. Donc, je pense que les Sénégalais d'ici, ils ont vu que nee que lii kat lu dëggu la. You know, gis nañu que daal vraiment war nañoo commencer léegi di yëngu ci affaire politique, tu vois, et puis bon jàppale parti bi jàppale aussi suñu dëkk Sénégal. Bon, et puis deuxièmement, on avait joué ben clip et qui a beaucoup parlé des réalisations de Macky Sall. C'est ça. Pour le peu de temps bu mu def Sénégal. Et loolu tamit lu touché nit ñi la. Beaucoup de gens ont été informés ñu bëri sax amin dañuy wax rek topp you know askan bi topp nit ñi mais xamuñu vraiment lu bëri lu président bi réalisé. Et man bon j'ai beaucoup entendu les gens parler ne que daal vraiment ñun xamuñu woon sax ne que suñu président mi ngi liggéey li yëpp ci dëkk bi. dëgg la donc di nga gis ne que li amoon Auckland fii dafa ubbi bëtu ñu bëri. Tu vois. Donc vraiment et puis yéen tam seen teewaay fii vraiment ça nous avait beaucoup encouragé gis nañu ne que daal vraiment léegi on doit vraiment se donner à la politique de notre pays ñu intéressé au suñu Sénégal parce que après tout fii lañ dëkk mais Sénégal moom mooy suñu dëkk. jërëjëf Sénégal donc vraiment waaw. jërëjëf Sénégal moom moo ci nu dëkk kontaan nañ ci yow xam naa ne dama leen di libérer pour mën a jël yeneen coordinateur parce que dama bëgg fu nekk ni sillonner les 30 sections j'ai Omar Diaw au Sénégal ki ma war a yow tamit moom mi war a jox yeneen information mais yaakaar naa ne Marie-Louise kontaan nañu te dinañu ñëwaat def vraiment benn tournée de remerciement et puis mën a clôturer ci li nga xam ne fa la ñu bëgg a dem waaj loolu dinañ ci ñëwaat léegi ak sama camarade Abou Diallo dina ci ñëw mais maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm nuyul ma nag ñëpp ñi nga xam ne ñoom lañ fa fekk ak teranga bi ngeen ñu jox macha allah yàlla nañu ko mën a delloo bu baax a baax Marie-Louise. D'accord, merci beaucoup, merci. Merci. Donc Mohamed Dia dégg nga li sa mooy sa nu ma la ko mën a waxee sax xaw ma secrétaire général la fa nekk wala président des femmes mais man nee naa mooy sa porte-parole monsieur le consul. waaw Marie moom lu mu wax vraiment. dëgg la parce que Auckland fii musuñu am vraiment mouvement bu mel nii. parce que ñun depuis bi ñu commencé am na ñu bari ñu ñëw wax ñu lii lañ doon xaar. mais xam nga rek loo gis rek foog mu tàmbali fenn. donc ñun on a pris l'initiative de venir créer vraiment une cellule ici. et on a créé un engouement lii am fii musu fi am moo tax ñëpp dañuy bëgg a ñëw jàppale ñu parce que it's long overdue. et puis ñun je pense que ça ne peut aller que de l'avant. et dañuy solo commencer on est une cellule jeune mais inchallah on a de grandes ambitions. et puis ak 2019 inchallah dañu bëgg West Coast bi yëpp. dina mobiliser pour la réélection du président Macky Sall en 2019 inchallah. Inchallah merci beaucoup merci monsieur Mohamed Dia notre consul honoraire donc xam naa ne bon vent dinañu ñëw foofu Auckland nuyul ma waa Californie yëpp maa ngi lay bàyyi mën a duggaat nag ci yeneen camarades du parti merci beaucoup. jërëjëf donc maa ngi am ki nga xam ne mooy mon ami Gallo chargé des élections mais balaa may dem ci Gallo damay dem directement ci ki nga xam ne mooy monsieur Makan ma bàyyi ko parce que war na am yu mu war a dox yi moom tamit ma mën ko libérer parce que am na ay charges yu bari yu ko war a xaar mu war a voyager donc monsieur Makan yaakaar naa ne gis nga li nga xam ne moom la ren sénégalais yi ak sénégalaises yi def ci lu am solo ci liggéey bi nga xam ne wane nañu ne seen peuple ñor na leen wane nañu ne aussi tey jii war nañu am ku ñu yónni mu représenter leen am na nag lu nga xam ne gouvernement bi def nañ ko ñaareel ba aussi am na kuy am retour ci téléphone am mën na wàññi rajoom s'il vous plaît ki mujjee dugg wane nañ ne aussi li ñu am ci programme nga xam ne saytu nañ ko ci réew mi joxe nañ ko ba à l'unanimité am na ñu nga xam ne c'est vrai que am na bureau yu ñu perte parce que il faut le dire ici à New York on a gagné Brooklyn on a gagné Bronx mais il y a 7 bureaux de Harlem machallah dañu fa dominer mais tey sant yàlla bi nga xamante ne au total li am solo li ñaan raw gàddu à l'arrivée mel ni ne bu ñu amul 250 voix de plus on a presque jege nañu 300 voix par rapport ak référendum bi nga xam ne 8 voix la woon loolu lan nga ci mën a indi pour ñi nga xam ne ñi ngi déglu ak di saytu. jërëjëf ci soxna Nogay Adja Nogay je suis très content di nga poser des questions ñun ci démocratie la ñu nekk
ci démocratie la ñu nekk dañuy nangu fu ñu gagné ñu nangu fu ñu gagné tamit ñu reconnaître ko te aussi fépp fu ñu gagné ça nous permet de tirer les leçons. tekkiwul ni Sénégalais yi dañuy dëmmoo yi déedéet Harlem xam nañ ni vraiment gàcce ngalaama yéen camarades Harlem yi xam nañ ni Harlem c'est le petit Sénégal qui est là-bas l'essentiel des leaders de parti foofu la ñu nekk xëccoo bi foofu la gën a temps loolu xam nañ ko am na ci dëkk yu bari nga xam ne ñoom ci seen bopp sax ils ne sont même pas représentés là-bas mais ñun ñëpp ñu ngi ci 7 bureaux Harlem yi parce que justement consulat bi avant bureau yi foofu la doon nekk kooku daañu relever défi bi nga xam ni moom moo war ñu apporter des corrections yi nga xam ne nécessaire defe naa ni pour l'instant li ñu mën si def mooy encourager leen nangu tamit Sénégal yi nga xam ni xëy na woote li ñu ñaan leen li nga xam ni ay at yi nga xam ne balaa muy jeex 2017 bii ba 2018 ngeen teg seen bët ci li nga xam ni moom la président Macky Sall réalisé tamit ñu wan ni leen xëy na ñun ci suñu bopp wane wuñu assez li nga xam ni loolu la président Macky Sall jagaleel li nga xam ni mooy tukkikat yi diaspora bi defe naa ni ñun président Macky Sall en tout cas sama baat ci kaw tey jii ci suñu rajo bi kenn mënul wax ni am na association par exemple boo xoolee ASA bi nekk foofu moo ëmb par exemple doomu Sénégal yi président Macky Sall def na ci lu takk foofu ci pour siège yeeg yooyu yëpp amul lépp lu ñu def te loxoom dugg ci nguur gi tamit woyofal na indi ne ay yu bees yu fees bi gis ngeen ko lu muy liggéey foofu gis nañu tamit li nga xam ne mbirum oto bi gis nañu mbirum égalité diggante jigéen ak góor yooyu yëpp ay action la yoo xam ni président de la République def na ko pour li nga xam ne moom mooy États-Unis d'Amérique donc xëy na politique politicienne tamit ci la bokk parce que nit tamit réew war na nekk loo xam ne du parparloo day yàqum réew dañu xool nit ci li mu liggéey donc li mu liggéey nag tey ji ñun en tout cas rusuñu ci li nga xam ne gouvernement bi tàmbale na ko def te dañ koy continuer te ñu wooteel ñu bañ ñoo wooteel di tere li nga xam ne ñun suñu wargar ak ci ñi nga xam ne suñu ñooñ ñi nga xam ne ñoom la ñu nekkal dañ koy continuer xam nañu tamit du seen faute yéen ñi nga xam ne yéen a nekk Harlem représenté ñu foofu tey ji boo xoolee Harlem est bien servi ci côté administration ci côté yeneen ak yeneen kenn fàttewu leen ci biir parti dem na ba nga xam ne yow yaa ngi foofu ci Harlem nga juddoo te def nga fa lu takku tamit ci biir communauté bi lépp lu ñu jëngu yaa ngi ci jëngu bu parparloo ñëwee nag xëy na ku ci nekk nit dana sax bañ ki nga xam ne daf koy jëriñ loolu ci àddina la nekk dañ koy sóoraale waaye nag terewul découragé wuñu ñu ngi yaakaar ni tey la ñu gën a bëgg Harlem tey la ñu gën a sóoraale Harlem tey la ñu gën a bëgg dem ci waa Harlem pour corriger ko wane en 2019 fekk majorité Harlem bi daal di ñëw li nga xam ne moom mooy président de la République Macky Sall loolu dong la le reste là liggéey dong la daañu fexe corriger ko ñu ngi bëgg vraiment ñun gagné nañu États-Unis Harlem ci référendum bi noonu la demee woon il est temps nag vraiment que Harlem delloo ñu njukkal tamit ñu delloo ko président de la République loolu nag yaakaar naa ni tamit ay góor ñoo nekk Harlem daañu waxtaan ak ñoom dem ci ñoom su fekkente ne am na loo xam ne doyu leen ci li nga xam ni moom lay nguur gi di liggéey ñu wax ko bu ko defee ñu corriger ko parce que tamit suñu cohésion parti parce que tamit bu ñu gisee lii am tamit xëy na ñun tamit parti bu mag la parti au pouvoir ba xëy na dana bari yëngu-yëngu yu bari yooyu tamit découragé ñi nga xam ne war nañu jàppale loolu lépp daañu ko sóoraale bu neexee yàlla mais félicitation te guddi kontante la guddi félicitation te yéen ñi nga xam ne yéen la ñu jiitaloon yàlla def ñu gagné du guddi boo nga xam ne dañuy tiré leçon wala di def ay autocritique d'accord yàlla baax na nag ca kanam rek Sénégal ca kanam la jëm jàmm mooy sax Sénégal képp koo xam ne ni koy woykat bi waxee ku mënul jooy rek dana dem bàyyi ñëpp Sénégal loolu dong la jërëjëf Nogoy jërëjëf Mbakan ñi ngi kontaan bu baax a baax ni may def rek mooy damay dem transition Sénégal ñëwaat Omar Diaw Seck allo waa salaamaaleykum Nogoy maaleykum salaam directeur wu pencum réew mi tey nag yaa ngi Sénégal tey di waxanteeg waa rajo pencum réew mi mu mel nii dégg nga li fi camarade Makan wax dégg nga li fi camarade Mohamed Dia wax dégg nga aussi li fi Marie-Louise ca Californie nga xam ne fa la ñu ubbee woon wax waaye tamit damay fàttali nit ñi farata moo la yóbbu Sénégal ndax fa nga inscrire te sa jom sa ngor moo la yëkkati nga ne kat
du président Macky Sall sama carte bu fekkante ne moo ko nar a xañ dana ma jaral ma dagg sama billet bu billet doon jar $3000 dinaa ko jël dem yóbbu dem voté ji loolu nag muy lu rëy loo xam ne dañ koy seedal askan wi seedal ko ci sa militantisme seedal ki sa gëm pouvoir bi li may wax rek mooy da nga nekkoon directeur campagne Nogaye Mboup mujj gi comme ni ñu koy waxee yaa mës a nekk porte parole média parler ci DSE waaye tamit nga ñëw ànd ci liggéey bi ci section Manhattan fu ñu mën a dem ñu àndandoo nan nga yëg bi nga déggee victoire bi. waaw honorable député comme ni ma koy waxee rek kontaan rek ak dëkk ndax ni ma koy waxee tout le temps rek lii ñu ànd liggéey ko travail d'équipe la ñun ñëpp ñoo àndandoo bokk ndey bokk baay boole suñu xol ndax ni ma leen koy waxee tout le temps rek fukk yi ànd booloo moo gën ñaar fukk yi dëngoo ndax yàlla leen di dooleel ba lu ñu song daan ko lu leen song daan te wolof nee na sànq lañ bu maasee wat weer ku dul yàlla soxla nga ndimbal ku dul rasulullaay soxla nga yërmande loolu moo waral nag ñun daanu mënta daj suuf te àdduna neen la demee ñii dañuy féete fii ñii féete fii waaye fu waay mën a nekk rek da ngay ñaan yàlla la nga bëgg yàlla may la ko nga am ndam ndax wolof ne na ñu bokk bëgg-bëgg ñooy xëccoo waaye ñun ñooy bokk ndey ñun ñooy bokk bàyyi ndax lépp c'est le Sénégal ki gañ waaye kenn ku nekk tey ji bëggoon nga sa mbër daan lii yàlla dogal nag tey ji defal ñu ko mu di monsieur Abou Diallo ak madame Nogaye Mboup ñi nga xamante ni ñoon le président de la République investiroon coalition Benno Bokk Yaakaar yëpp jiital leen ànd ak ñoom dar oto yi dar avion yi dar internet yi dar rajo yi tubaarkàlla télévision yi sax mën naa ne def nañ ko ak journaux yi ci Sénégal ak fépp lépp ngir def promotion ak présenté leen ak jàppale leen ak wax seeni baax ba askan yi wóolu leen rafetlu ko ñëw voter coalition Benno Bokk Yaakaar ba yàlla jël ndam li teg ko suñu loxo Nogaye loolu am naa ci yëg-yëg bu rëy am naa ci mbégte bu rëy tey ñaan victoire boobu yàlla na doon lu nga xamante ni luy sax la. vraiment loolu am na solo Omar Diaw yaakaar naa yëg-yëg boobu nga am moom la sénégalais yëpp am di bég bu baax ci vraiment Dakar googu nga nekk. maa ngi am nag le chargé des élections ñu koy wax Pathé Ndiaye waaye tamit directrice élection yi muy xam ngeen ko Adja Aïssatou Ndaw fi mu nekk nii man xam nga Adja Aïssatou Ndaw man moom dama am ay grade yu ma ko bëgg a takkal mais damay bàyyi ba le 15 août jour bu neex la pour takkal nit ay grade mais dinaa ñëw ci moom donc ma ñëw ci Papa Gallo Ndiaye Papa Gallo maa ngi lay nuyu ambassadeur Ban Ki-moon. maa ngi lay fay di nuyu ñuy déglu rajo bi yëpp di rafetlu aussi panel bi ci jot a jaar yëpp. seen wax rafet na. di nuyu aussi ñuy déglu ci rajo bi yëpp salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah maa ngi war a am sama xarit sama frère Pathé Ndiaye mu war a dugg si moom tamit war yor a Cogère liggéey bu rëy bu am solo boo xam ne moom it ma nga teew woon ci bureau yi fekke lépp. bëgg naa mu dugg si Mouhamed Diop tamit dinaa jël waa Bronx Sassi Fall dina dugg si waa Washington Awali Boston ñoom ñëpp dinañu dugg donc li may def rek mooy bàyyi Adja Aïssatou Ndaw moom it mu nuyoo am na kuy def bruit ci suuf na ma ko wàññil ngir yàlla sama nopp yaa ngi métti Adja Aïssatou maa ngi lay ziar. asalaamaaleykum honorable Ndaw la Toul maa ngi lay nuyu di la ziare. jërëjëf di la doole di la félicité yow ak Abou Diallo. di leen félicité bu baax a baax ci victoire bi ni yàlla teg ci seen loxo. tey ñaan yal na yàlla oyofal yan bi ci seen kaw. amiin yaa rabbi. waaw jërëjëf yal na yàlla woyofal yan bi ci sunu kaw waaye woyofal ko tamit ci askanu Sénégal ba lépp lu ñu fi bëgg li ma doon wax rek ñu am député boo xam ne day ñëw du xuloo du xeex waaye député bi nga xamante ne nii day daal di indi li nga xam ne mooy ay programme indi li mën a projet mën a tam taxaw jàppale sunu askan wi nga xam ne mooy immigration bi nga xam ne lu bare des na ci sunu réew loo xam ne ñun war nañu koo fekk si war nañu dimbali. Papa Gallo Ndiaye nan nga dundee élection yow mi nga xam ne début bi ba fin yow yaa doon jël tur yi di ko yóbbu ñu chargé la ko nga war a wax ak waa Sénégal wax ak président ba mu tànn tur yi officiellement nga joxe ko wëlbatiku aussi ànd ak nit ñi ci cartographie bi ni ñu war a liggéeyee ànd ak aussi programme section yëpp nan nga ko dundee. s'il vous plaît ñi mujjee dugg est-ce que doo leen mute seen fon may ma Papa Gallo. d'abord damay wax allo Papa Gallo s'il vous plaît hold on
am na ñuy def bruit kenn doo leen mute seen téléphone s'il vous plaît. Voilà merci allez-y Papa Gallo. salaamaaleykum Nogay. maa ngi nuyu auditeur émission rajo Pencum Réew mi di wax d'abord alhamdulilah rabbil alamin di sant yàlla ci élection yi def nañ ko ci jàmm ba jeex ci jàmm. Comme ni ko ñëpp dundee en tout cas jour élection bi l'organisation n'a pas été parfaite am na retard mais dama la bëgg xamal ni ko yeneen parti yi dundee noonu la ko affaire dundee. Imperfection mënul ñàkk amul benn œuvre humaine boo xam ne parfaite na œuvre humaine nit ki lépp loo xam ne doomu aadama moo ngi koy def dina am lu ci manqué wala lu ci loo xam ne mun nañ ko def mu gën a amélioré wu donc élection yi ci cadre boobu rek laa koy dugalee waaye bu loolu weesoo voté nañ ci jàmm pare ko ci jàmm coalition Benno Bokk Yaakaar gagné ci jàmm justification bi nga xam ne nag laa bëgg indi ci en tout cas leçon bi ma jàng ci élection yi mooy que sénégalais yi ndekete vraiment xam nañu lu ñu bëgg sénégalais yi kenn mënu leen gëlëmal tax résultat élection yi daf ko wane président bilan wax nañ ko waxati ko waxaat ko donc soxlawul may ñëwaat di ko répété foog naa ne sénégalais yi bu ñu xamul lépp am na lu bëri lu ñu xam am na donc lu makkan wax ba pare su ma fi nekkee di ko répété damay jël temps bu bari ci rajo waaye sur le plan social sur le plan économique sur le plan de la santé éducation agriculture élevage domaine boo jël Sénégal président def na ci ay jéego yoo xam ne bi le c'est intangible c'est tangible yoo xam ne nit da ciy mën a duut baaraam loo xam ne bi le nit daf koy gis domaine boo mën a jël donc loolu moo tax pour man sénégalais yi wóoluwaat ko jox ko confiance ndax liggéeyu député bi mooy lan mooy muy saytu ay loi di voter ay loi liggéeyu député bi mooy lan mooy programme bi nga xam ne bi la mooy budget bi nga xam ne moom la président bi war a liggéeyee réew mi ak gouvernement am ñoo koy voté ñoo koy saytu donc sénégalais yi li ñu def nii mooy wane ni wóolu nañ président de la république te bëgg nañ ko may doole mu eggal liggéey bi nga xam ne bi ne moom la tàmbali nag ci élection yi proprement dit États-Unis comme ni ma la waxee gagné nañ ko am na loo jot bu ñu dajalee élection yëpp États-Unis Océanie Canada Benno Bokk Yaakaar gagné na ko et maintenant bu ma yemee rek fii ci États-Unis Benno Bokk Yaakaar au moins am na plus de 1500 voix coalition gagnante moo ci topp avec 1224 voix donc boo xoolee différence boobu lu mu gàtt mën na 270 voix 270 voix mooy foog naa ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk loolu lu leer la te loolu ay procès verbal ci réunion yi moo ko génne ci élection yi moo ko génne te loolu ku ci nekk itam parce que fi ñu nekkoon ci bureau de vote yëpp ku ci nekk am nga fasantaw bu toog fa résultat yi ku nekk di gis sa procès verbal boo demee Cincinnati Benno Bokk Yaakaar a fa gagné Boston Benno Bokk Yaakaar a fa gagné San Francisco Benno Bokk Yaakaar a fa gagné Atlanta Benno Bokk Yaakaar a fa gagné Los Angeles Benno Bokk Yaakaar moo fa gagné Memphis Benno Bokk Yaakaar moo fa gagné Minneapolis Benno Bokk Yaakaar a fa gagné Philadelphia Benno Bokk Yaakaar a fa gagné nga dem Rhode Island Benno Bokk Yaakaar moo fa gagné Houston Benno Bokk Yaakaar Washington Benno Bokk Yaakaar Wilberforce Benno Bokk Yaakaar boo ñëwee fii New York Brooklyn Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné Bronx Benno Bokk Yaakaar moo fa gagné Raleigh la Khalifa gagné Detroit Aboubacry bi nga xam ne bi excusez-moi Ousseynou Ba moo gagné foofu Benno Bokk Yaakaar topp ci donc yooyu dafa di loo xam ne bi la kenn mënu ko wetti ndax procès verbal yi existé na ku ci nekk mën nga génne sa procès verbal nga teg ko donc débat bi ñuy posé nañu ko génne ci ay këyit parce que ku ci nekk am nga sa procès verbal dajale nga yëpp kon foog naa li ñu war a def mooy ñu ñaanal ki nga xam ne bi moo gagné parce que comme ni ma ko doon waxee tout le temps yàlla tànn na ba pare ku ci nekk nag am nga sañ-sañu ne man kii laa faral waaye bu ñu demee ci làmb booba bëri ki nga xam ne bi moo daan ñun ñëpp nañ ko ànd ñaanal ko mu jik ko ndax itam au début candidat wu Benno Bokk Yaakaar la maintenant léegi nag député wu diaspora la kooku message bi nga xam ne bi moom lay dolli pour amu di ko yóbbante nga xam ni au-delà de sa coalition sénégalais yi nekk Amérique ñu nekk Canada ñu nekk Océanie ñooñu dafa nekkal ku ci nekk fi mu nekk ci mbëbët yi nga xam ne bi
moom la am na taxaw ñu di ko li dégg mu di ko wax lépp loo xam ne itam ñun ñi nga xam ne sax donte même ay candidat lañu woon gañewuñu koo xam ne am nga programme boo xam ne intérêt wu diaspora la bul hésiter contacter Abou Diallo ngeen liggéey ci pour intérêt wu diaspora bi parce que ñun ñëpp la fa nekkal suñu amee ay loi yu bees yoo xam ni diaspora da ci gis seen bopp bu boobaa du nekk loi wu APR du nekk loi wu Benno Bokk Yaakaar waaye day nekk loi wu diaspora yëpp te ñun ci diaspora bi la ñu nekk ci la ñu am njaboot kon nañu fexe àndaat nekk benn xam ne élection yi passé na ñu àndaat bokk ndey bokk baay liggéey. jërëjëf wax bu ñaaw amul solo. baaxul dafay yàq nañuy wax bu rafetal lépp. jërëjëf xam yàlla pare na ba pare yàlla tànn na bu yàgg yàgg. jërëjëf yàlla tànn na bu yàgg bu bàgg waxagum pour l'instant voilà. jërëjëf Papa Gallo Ndiaye ñu ngi lay gërëm di la sant ci leeral bi nga xam ne en tant que chargé des élections moom nga wax aussi tamit wax constat yi comme ni nga ko waxee lu am solo la xam nga man yàlla daf ma dimbali. ba bu dara amee dañ koy wax ni mu tëddee ak ni nga xam ne noonu la méttee parce que bu ñu taxawee ne dañuy représenter diaspora bi manquement yi ñu gis aussi il faut que ñu koy wax parce que ñun en tant que parti APR ñëw nañu ci place bi presque 7 heures la ñu waxoon nañuy ubbi am na ñoo xam ne yeewu nañu 6 heures du matin 6 heures 30 ngir bëgg teel a voter ndax liggéeyi toog nañu aussi gardien ba nekku fa ñuy wër di ko woo di ko lijjanti ba principal ba ñëw yooyu yëpp aussi muy ay manquement bi ñu dugg see aussi pratiquement dañu war a xaaraat beneen 30 wala 45 minutes pour ñu defar table yi nekk ci yooyu te loolu aussi ñu ngi koy déplorer bu baax a baax parce que ñun bëri nañ suñu ay nit yoo xam ne tey jii waroon nañu voter mais ñi ci bëri dañu ñibbi gis nañu aussi ne tamit ci fichier électoral bi da ngay gis ku indi récépissé am indi aussi permis wala mu indi carte d'identité mais bu ñëwee du gis kartam bureau yi da ngay yéeg ak a wàcc ñu la demal bureau 7 demal bureau 5 demal bureau 6 nga ñëw aussi doo def sa tour bari na suñu ay nit yoo xam ne ni ko ñëpp di jooyee noonu lañ koy jooyee donc loolu dañuy wax élection bi moom fu mu fépp metti na fa fu mu metti na waaye itam comme li ñuy wax rek ci biir métit boobu suñu borom tamit may nañ ci ndam kon ñu ngi koy sant yàlla di ko sant yonent bi mais aussi ñu ñaan aussi ñu corriger ñu ngi ciy appelé état ñu corriger li nga xamante ni mooy manquement yi nga xam ne gis nañ ko ni may def rek mooy ma dem ci ki nga xam ne mooy Aïssatou Ndaw yaakaar naa ne Aïssatou ñu ngi lay gërëm di la sant man personnellement damay wax ne en tant que camarade du parti je l'avais dit waxoon naa ko fii bi nga xam ne yàlla may nañu ñu am ndam ci jongante entre camarades ndax jongante entre camarades mooy nga bëgg ma bëgg keneen bëgg coordinatrice Ndeye Fatou Ndour bëgg keneen ak keneen bëgg ba yàlla dogalee ñun mënuñoo def primaire comme ni ko yeneen parti yi defee ndax structuré wuñu jaayuñu carte pour ñu mën ko def président pour atte xeex bi daf ne boog nañ leen waxtaan ci suñu biir mu waxtaan aussi ak ñi nga xam ne mooy directoire parti Benno Bokk Yaakaar jox ko bopp ne ko nag tànnal ci biir tànnal boobu ñun ñu nekk ay candidat ak candidate dem ba yàlla defee it ñu dem mu tànn Nogoy Mbuub ak Abou Diallo jël Abou Diallo def ko titulaire jël Nogoy Mbuub def ko suppléante mu nekk loo xam ne ñenn ñi sax ñu ngi naan suppléante du dem assemblée waaye nag lay xew suba xamuñu ko tonton nga ca kanam jëfa nga ca kanam mais ñun li ñu intéressé rek mooy le fait que président de la république tiim papier am ñaar fukki tur ak ñeent mu ràññee ci turu Abou Diallo ci xereñam ndax calcul politique la mu ràññee turu Nogoy Mbuub ñëw jóge PDS liggéey fa nag ba bëgg a dee jàppale PDS gëm waa PDS ci jamonoy Ablaye Wade ba mu demee ba gisatu fa loolu ñëw na tàllal président tàllal ko loxo mu ñëw liggéey kon mu xam ne kii mu tàllaloon loxo mi ngi ci kanamam mu tànn ko muy mbégte ak honneur ak koo xam ne rek président delloo na ma njukkal ci lii mu def mu bég ci waaye yow nga jóge ci nag am ci grandeur boo xam ne dañuy wax nit a ngi jëf lu tuuti mu yokk darajaam yokk barkeem yokk isam jëfam loolu aussi ma am pour taxaw tey fii ci kanamu askan wi seedeel la ko ndax seedeeloon naa la ko ne la maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm te li ci kanam nag rawuli bët ndax dañuy wax am na ñoo xam ne ku leen taral doo teddani am na ñoo xam ne ku leen jàppale doo bàyyeeku mukk kon nag soxna Aïssatou maa ngi lay gërëm di la sant lan mooy sa impression ci bi nga yoree mbirum coordination wu élection yi diggante Harlem ak Bronx ak Manhattan ak fépp rek te ngay jokkute ci jokkalante. jërëjëf honorable man boo may sant man maa lay njëkk a sant di la ñaanal rek comme ni ma ko njëkkee woon bu bees ni ma ko njëkkee woon bi ma njëkkee dugg mais balaa may toon sa question dama bëggoon Adja Nogay nga may ma lenn rek ma rendre hommage communauté sénégalaise bi pour seen maturité ndax ñëpp foogoon na ne jour élection yi dóorante dina fa indi tojante boobu dina fa indi mais yàlla suturaal nañu jour boobu noonu boobu ba problème amul
nit ñi voté nañ ci jàmm ñibbi ci jàmm à part yooyu nga relevé muy tardement ouvert. waaw yow nga baal ma yow dama kayit ma carte léegi yàgg naa ko bàyyi naa ko yàgg. waaw am na ku nekk ci ligne bi de à part tardement yooyu ak waa kii ci am nga xam ne waa opposition baa ngi koy jooy waaye ñun ñi la ñu gën a affecté ndax kenn ku nekk xam na ne suñu ay militants yu bëri ñëw nañu ak seen récépissé mais mënuñu woon a voté parce que seen tour nekkul ci liste yi soit seen tour nekkul ci liste yi wala ñu indi seen carte d'identité tam seen tour nekk ci liste yi mu nekkoon benn problème boo xam ne métti woon na mais man ni ma gën a gisee yëf yi mooy ne dañuy sant yàlla bu baax a baax tey wax alhamdulilah rabbil alamina mënoon na fee gën a ñaawaay yàlla rafetal na ko ndaxte président Macky Sall mu ngi liggéey Sénégal te kenn ku nekk naatablewul loolu kon bu fekkee ne moom ci xarañam moo ñëw xalaat ne diaspora bi de li ñuy dugal ci biir Sénégal ëpp na 1000 milliards kon war nañoo am seen baat ci kàddu nañu doxalee réew mi kon loolu bu fekkee moom moo ko fi ñëw teg candidat mi ñëw taxaw jël ndam li loolu wax dëgg yàlla rusloowuñu ko kon yéen macha allah gàcce nga laama te loolu itam dañuy bëgg a wax ne sénégalais kenn ku ne xam na ne diaspora bi kër gu taal cin ci Sénégal kër yu bëri seen loxo diaspora da cee dugg kon président Macky Sall bu ñëwee tooguwaat ba bëgg a delloowaat njukkeel diaspora bi loolu lu ñu war a rafetlu la dëgg la nag àdduna moom bëri nga dajul suuf xaj na ñëpp duñ mën a xool fu ñuy xoolee waaye man bu fekkee dama ne dama ñëw di jàppale président Macky Sall su ñëwee képp ku mu mën a tànn damay mën a ànd ak moom jàppale ko ci parce que jàppale bi comme ni nga ko waxee jàppale naa leen dëgg la waaye suma bopp laa jàppale président Macky Sall laa jàppale Sénégal laa jàppale parce que àdduna amu ci lu dul sotti ceeg boole ci yëpp benn la te ñun ñëpp ñoo bokk jëmukaay mooy maanaam njëriñu Sénégal la ñuy wër te bu fekkee njëriñu Sénégal la ñuy wër képp ku ci jóg jàpp rek sa moroom mun na jàppale ndaxte benn loxo munul dara ñaara mun ñett mun ñun ñëpp ñu jàppoo def ci mais nag may remercier nag comité électoral bi parce que vraiment ñoom ñëpp liggéey nañu ñëpp duma lim ndax day jël temps mais ñëpp liggéey nañ te surtout nag suñu alliés yi encore ñooñu moom dig ma may rek ma tudd leen muy doyen Idrissa Sylla ak doyen Ndiaga Mboup mais sinon comité électoral bi ñëpp góor ak jigéen mag ak liggéey nañu dëgg la kon nag ay su ma bañ a teelu ay su teel ma ligne bi waaw bul coupé Omar allo Omar Omar waaw joxel moo le temps may jëndaat carte ndax yow damay ànd ak yow ci deuxième temps heure bi wala le temps ngay libéré wu ma wutaat carte ñëw ñu dugg si waat dégg nga parce que 61 cents moo des ku dégg rajo bi na ma dugalal carte $20 bu ma paree dinaa ko jox sama numéro 91794100682 Omar Bayil dinaa la woowaat kon ni may def rek mooy carte bi ci Omar jeex na mais damay dem directement ci ki nga xam ne mooy sama xarit mooy ki nga xam ne damay wax toujours man Pata Ndiaye sama xarit la dama ko bëgg parce que dama ko fekk ci parti bi muy góorgóorlu di jàpp wax dëgg yàlla nekk borom jom nekk daan ko doole sama mbokkum taalibi la itam gëm aussi li nga xam ne mooy parti bi waaye tamit loolu doon na lu am solo loo xam ne buñ toogee fii muy liggéey di jàpp ci président Macky Sall jël alalam tamit di ko ci def ànd ak jeunes yi keroog ba COJER feeñee moom moo jàppale ñëpp ne dama bëgg a taxawal COJER ñu jox ko muy nekk loo xam ne lu am solo la parce que man damay wax ne toujours mérite nit noonu laa koy reconnaître muy sama frère Pape Babou muy sama frère Amar muy képp koo xam ne tey jii sax demoon nga parce que xëy na ay principe ñoo tax def ñëwuloo mais du tee tamit dinañu wax li nga xam ne moom la ñu xam kon nag li may wax rek mooy Pathé li ma lay laaj mooy noo déggee élection yi noo ko dundee ak ban yëg nga ci am. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di ziar di profito aussi di baalu àq ñëpp comme niñ koy defee chaque jour rek élection yi jàng nañ ci lu bare soxna Nogay mais man li ma ci gën a neex rek mooy rajo bi mu mujjee def dama fa ñaanoon ma ni et puis ak meeting bi ñu mujjee réunion bi ñu mujjee def ma ni yàlla nañu yàlla may ndam mooy ñuy wax yàlla nañu yàlla may ndam suñu parti lañ ci jiitaloon donc comme yàlla defal nañu ndam boobu ñu ñëwaat tey si rajo bi nii di ko waxtaane loolu rek sant yàlla la parce que ba ma koy ñaan wax dëgg yàlla sama xol laa ko tibbee woon donc gën a sant yàlla rek bi mu dégloo ba may ñu ndam ci loolu bon élection yi li ma ci bëgg a wax aussi mooy y avait des manquements ñi fi jaar ñëpp wax nañ ko loolu moom mooy dëggu ci parti bi lañ bokk gouvernement bi ñoom ñoo organiser élection yi su amee manquement aussi bu ñu rus wala bu ñu ragal wala bu ñu bëgg li ñu bëgg wala ñu bëgg nguur gi ak président ba ñu bañ ko wax y avait des manquements ñëpp wax nañ ko ña fa nekkoon gis nañ ko
léegi ñi nga xamante ni dégg nga maam ñoo gérer loolu nañ jàng ci loolu ñu nit nañ leen ci jàppale wax leen la fa quels étaient les véritables problèmes pour bu beneen yoone mu mën leen a bañ a dal bon bu loolu weesoo élection bi boo gisee bind naa ci Facebook ma ni benn match la woon match bi sénégalais yi ñoo doon joué ak sénégalais yi maanaam groupe bi ak groupe bi yàlla def na groupe bi moom moo gagné muy ñiy ànd ak président mais boo seetee ba ci biir amul ku ñàkk parce que lépp Sénégal la jëmaat ñi nga xamante ni dañoo voté yeneen parti te ñàkk aussi nañ xam ni perte ñu parce que ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci parti bi xam nañ ni président mi ngi liggéey donc élection yi nga xamante ni pour député yi la mu boole ci diaspora bi ñun suñu avantage la donc nañ sant yàlla bu baax a baax a baax a baax te xam ne li ci kanam rawul li bët dinañ gis ay changement yu positif yu ñëw ci biir réew mi incha allahu rabbi bon incha allahu rabbi dinañu gis changement yu bare yaakaar naa ne loolu am nañ ci contentement ñi ngi lay sant tamit bu baax di la gërëm. am na Nogay. soxna Nogay balaa ngay dem am na ci élection yi Sénégal nationalement internationalement dafa am lu ma ci remarqué loo xamante ni ñu bari rafetlu nañ ko bi ma ko waxee muy lan lu mel ni Thiès depuis indépendance président Ablaye Wade moom moo yoroon Thiès élection kenn mësu ko fa gagné 2012 lañ ko fa gagné bi Idrissa Seck taxalikook moom depuis boobu ba léegi Idrissa Seck moom moo yoroon Thiès tey jii nii Benno Bokk Yaakaar moo gagné. bon loolu bu ngeen ko gis politique Thiès c'est une très grande région loolu bu ngeen ko gisee ci politique président dafa demoon ne leen bàyyi leen opposé wu ñëw leen ngeen ànd ak man ñu liggéey su ko defee dëkk bi mën a avancer loolu tey jii waa Thiès defal nañ ko te ñëpp ci kontaan donc ñi ngi ñaan yàlla mu gën a jëm kanam incha allah. mu mel ni aussi Dakar dafa mel ni résultat yi wàcc na léegi de nee nañu lépp leer na de. leer na gis naa ko sax loo ci dégg. loolu li gars yi daal ñu ngi def seen i kii mais dama bëggoon rek dañ ci bañ a teel man sama wàllu bopp dama ni du ma ci wax naa bàyyi ba Black Friday dina gën a leer su ko defee ñun ñu mën a attaquer ci rajo yi pour wax leen li am réellement waaw mais résultat yi génn complètement foofu. baax na kon nag ñu ngi lay bëggee bu baax a baax ci sa participation. jërëjëf may def mooy ma am directement ki nga xam ne mooy Omar Diaw Seck. maa ngi aussi am ki nga xam ne mooy l'honorable député aussi Omar Abou Diallo ci ligne bi le temps may jëli yeneen auditeur dinañu gën a mën a waxtaan kon Pathé ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf yàlla def jàmm. amiin yaa rabbi yàlla dina def jàmm incha allah ci lépp ci kaw jamono ji kon nag ni may def mooy ma bégale leen lii nga xam ne mooy sama hymne national ci dugal bi. Sénégal déglu leen ma xamal leen kuy wut nit ku yaru te tey bari jàmm am yërmande nangoo liggéey bari fulla lool xoolal ma Macky Sall kii doy na président Président
Macky dafa yaru am na diine loolu moo tax li mu dégg ci dëkk bii ak li mu gis ci dëkk bii fajee na ko muñ waaye sénégalais yi ñoo am ngor ñoo am jom te moom seen carte di ko fay Sassy Fall maa ngi lay nuyu allo Sassy Fall. oui soxna Nogay. maa ngi lay nuyu jegal sa micro maa ngi lay nuyu yaa ngi ci antenne bi carrément maa ngi lay ziar bu baax a baax di la laaj noo dundee Washington. waaw soxna Nogay honorable député sax laay wax maa ngi lay fay bu baax a baax di kontaan ci yow. jërëjëf di kontaan ci sa naataango suñu coordinateur fédéral moom it honorable Aboubacry Diallo ngeen mérité ko lool kontaan lool yombutoon na parce que lu baax di yomb loolu la yàlla def on a passé une journée vraiment stressante xam nga rek boo doonee militant boo xam ne ndam rek nga bëgg te ñu bari songu la. donc noonu rek lay demee waaye fa yàlla jaaroon 2012 ci élection présidentielle yi jaar fa ci législative yi jaar ci bër ci démb ci référendum bi la jaaraat dimanche ak ñun xamawuñu nag mais dañuy sant yàlla bu baax ndax mënoon naa gën a métti waaye yàlla yemale ne ko foofu ba gagné nañu kontaan nañu ndax ne suñu président moom Macky Sall di ko sargal jàmbaar la gaynde biir la waaye dañ koy yee nag gaynde gi dañ koy yee moo tax daal na ci seen kaw résultat yaa ngi nii allo. maa ngi lay dégg vas-y. waaw résultat yaa ngi nii liñ doon wax naan bu li Youssou Ndour di woy naan bu seen pexe bu ñu demee ba nangu seen pexe jubut dañ koo bañoon référendum bi dafa ñëw lu nañu yàq ko lu nañu wax ko def tout pour bëgg référendum bi bañ a jàll. ndaxte bu référendum bi jàllutoon tey defe naa député diaspora tey kenn du ko wax waaye ba ñu demee ba mu jàll nag ñoom ñëpp nag ñu ngaa jëm ci diaspora bi fekk na président Macky Sall jël na diaspora bi yàgg na ndax moo ko def 15e région indi fi point boobu ba mu jàll kon boog yàlla dëgg rek lay fay yàlla dëgg la bëgg suñu président ci dëgg rek lay dox ay militants ci dëgg la ñuy dox lii moo tax Nogay président bi tàllaloon la loxo ba mu jëlee réew mi ñëw Washington sa première visite à Washington mu tàllal la loxo nga fekk si ko Washington mu ne damaa bëgg nga fekk si ma nga fekk si ko nag fekk si ko nga ñëw fekk ñu fi ñun ñi doon les militants de la première heure ak yow mi ñëw après deux WPAT Patterson and worldwide from New York City at www.wpat930am.com. Listen.
lu ma wax yéen ak fu ma jëm yéen ak ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal yu nekk biir dëggal ma bësin bëgg naa leen lii nag maa ngi koy may auditeur pencum réew mi di ko bëggee ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo jàppoon ci élection yi mu metti lool waxuma la dara waaye tànqal nañu réew mi tànqal moo xam ne di leen baal yenn saa yi dara ci li mu wax yenn saa yi mu dara ci naka dul noonu ci beneen campagne du 9 au 30 bu ñuy wax nañu programme yi ñu nag jaar nañu à côté lépp rek ngir kenn ku ci nekk am na sa programme waaye nag ñu ngi leen di jéggalu ñun candidat yëpp man maa ngi jël sama tur di ko jox candidat yëpp di leen jéggalu ni ngeen ko bëggee yàlla jàmm ni ngeen bëggee ni ngeen ko waxee si ngeen bëggee ñu taxaw yàlla ko taxawee mooy wàññi tax oto yi si ngeen bëggee ñu mën a taxaw fa mooy tey di immigration bi ñu wàññi ñu li nga xam ne mooy suñu billet avion li ñu bëgg mooy suñu plan retraite yi ñu wàññi ñu ko yokkal ñu ci ay xéewal li ñu bëgg mooy jigéen ñi mën a am ay projet ñu financé leen li ñu bëgg mooy mag ñi nga xam ne ñoo ci nekk bëgg nit ñi ñu wutal leen yoon yoo xam ne bu ñu delloo ñu am leen ak yooyu nag ay programme yu bare yoo xam ne dafay jokk ci programme plan Sénégal émergent ñu mën a ànd ak yéen kon nag lii daal mooy Benno Bokk Yaakaar Abou Enno koy bëgg na leen ànd ak yéen di ngeen ko taxawee di leen bëggee jël leen li ñu Adja Awali est-ce que delloo nga njukkal tey waa Boston salaamaaleykum. maaleykum salaam Nogoy Mbuub naa de ça va. ça va bien ma lay laaj ndax delloo nga njukkal waa Boston. delloo naa njukkal waa Boston bu baax a baax. wax ko ca kaw ndax yaa ngi ci pencum réew mi nga xam ne fa la àddina yëpp di dégloo. mënuma fay waa Boston yi maa leen di gërëm ñoom ñëpp di leen sant gis naa seen taxawaay rafet na. ñëpp ñëw nañ wote si. naroon na fee ëpp sax waaye ñu bëri dañoo jotul woon seen carte d'identité. kon yow feebar bi waa Amérique di jooy yëpp yegsi na foofu yow it. egsi na Boston kay. c'est pas possible. fii la ëppee. kon waa APR yi bool bari ngeen ñoo xam ne voté luñu leen parce que amuñu carte. am nañ 22. plus de 22 personnes yoo xam ne ñëw nañ ba ci centre vote bi seen carte ñëwul wala seen carte am. adresse beneen état. loolu day na waar. donc li ñuy def rek mooy xam naa ne manquement yooyu kon dinañ ko boole rek ci ñun ci cri du cœur ñaxtu bi nga xam ne moom lañ ko boole di ko ñaxtu waaye di ko sante yàlla li xew daal xaw ma lan la waaye war nañ ko dénoncer pour mu président de la république jël ci ay mesures ñu xam ndax ñi doon defar carte yi waa daaf ñoo mënta jàng wala dañoo sonnoon bi ñuy liggéey wala dafa am ay sabotage ci biir wala daal am na lu ci nekk waaye loolu moom cri du cœur la boo xam ne fii ci rajo pencum réew mi moom waxee nañ ko fi te yaakaar naa Sénégal ak ñuy dégg ni may def rek mooy damay dem ci ki nga xam ne mooy Mouhamed Diop Mouhamed maa ngi lay nuyu. Allô Mohamed Diop. Mohamed da nga mute sa phone. Allô Mohamed Diop. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur Diop. yaakaar naa ne yow tu aimes bien qu'on parle le français. Je suis très ravi de vous avoir reçu ici sur Pencum Rewmi WPAT 9h AM en tant que chargé des élections, chargé de la cartographie de l'élection législative qui s'est passée le 30 juillet. Quelles sont vos impressions monsieur Diop? Alhamdulillah soxna Magay nañu wax bismillahi rahmani rahim ndax avant tout di nuyu ses auditeurs. dégg nga maa ngi ko làkk tubaab moom tam mu may làkk olof xam nga tam lii nañ ko waxtaanee bon allez-y c'est bon allez-y. Avant tout d'abord rendons grâce à Dieu. Merci. yàlla mi nga xamante ne ci kàttanam moo ñu yóbbu ñu dugg ci élection yi bismillahi rahmani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin ñoo ngi nuyu say auditeurs ak auditrices su rajo Pencum Rewmi ba pare di nuyu bépp militant ak militante APR ndax élection yi dafa nekkoon élection yu am solo suñu réew élection yu am solo ci démocratie sénégalaise loolu moo taxoon mi yow mi monsieur Abou Diallo mi bépp responsable ak militant liñ ci mënoon def nañ ko ci. Je vais pas avancer sans remercier toutes ces personnes, de près ou de loin, qui ont participé à la réalisation de cette belle victoire
ndax une victoire n'est jamais petite honorable député particulièrement la section de bronze mooy section bi nga xamante ne mooy sama base mooy falaa ne te bu may remercier du ma lim ndax soo limee damay juum damay jël remerciement yëpp damay jël wàccuwaay yëpp damay jël lépp loo xamante ne mooy ndam li di ko teg ci loxo le coordinateur son excellence le vice-consul monsieur Pape Baro Gassama bu ko defee mu tasaare ko ci section bi yëpp defe naa soxna Nagay pour une entrée xam naa loolu lañ bëggoon nuyoo mbokku taalibe yi militants yi ak ñëpp ñu lay déglu ba pare ñu lay xaar peut-être ci say question pour mën a fuul ci émission bi. ni lii tey jii mën na jëm ci diaspora bi waaye am keneen ku nga xam ne dafa nekkoon ci opposition bi gën maa rafet xalaat gën maa xam lu baax bu boobaa kan na ñëw ni monsieur Abou man de suggéré woon naa lii bis bu ngeen demee ca ndaw réew ma ndax du ngeen wax ni nangamaam jël ticket boobu jéem koo jàllale foofu ndax assemblée voté ko wala nga ñëw ci soxna Nogay Mbuub ndax kenn xamul lu yàlla def loolu bu ko defee askan wi yëpp xam ni ñun ñëpp yëf yi benn la ndax loolu lañ ko duggloo woon te loolu moom moo ci am solo le président de la république Macky Sall nag ndam li yëpp ak njukkal li moo ko moom ndax sa maam nee na balaa nga naan naam ne fa lu ne jib na fi ci Sénégal waaye député ci diaspora ginnaaw yàlla bu nu ko amee nañ ko gërëmee le président de la république Macky Sall ndax moo ko xalaat jël diaspora bi def leen 15e région jël yu rafet yi nga xamante ni nekk na ci biir mu def ko ci lu ci mel ne ay ak yu mel ni nga xam ni jigéen ñi nga xam ni ñoo ngi may seeni doom nationalité ak seeni jëkkër yeneen ak yeneen yu am solo yu nga xamante ni bare na yooyu yëpp le président de la république Macky Sall def ko fii ci ndax nag ak Sénégal bare na béréb yu bari yu nga xamante ni yàlla daf daan def tey jii xëy na peut-être daawuñu ko gagné noonu mais yàlla may nañu ci ndam Dakar gépp fépp nit ñaa ngi wax te tubarkàlla macha allah ñëpp gis nañu fu ci demee ni tey jii exemple bi may joxe fu mel ni Ndar wala le président de la république liggéey bu rafet ba nga xamante ni def na ko fa naga ni jamono yële bi ma fi ñëwee tombeek tournée économique bi nga xamante ni doon na ko def ba mu demee tombeek suñu mbokk moor yi gertu Ndar yi nga xamante ni dañ leen a rapatrié woon ñu jógee fële ci Mauritanie ñëw bàyyi fa seeni lépp le président de la république bi mu ñëwee def la dimbali lu toll ci 629 personnes kenn ku ci nekk tey jii mu jàppale ci ay borom kër yoo xam ne demoon nañu ba désolé amatuñu yaakaar le président de la république jàppale leen def lépp ñooñu nit ñi léegi dama leen di wax nit ñi dañoo yeewu conviction nit kenn mënatu ko jël engagement nit kenn mënatu ko jël ndax nit ñi dañoo yeewu root seen bopp ndox xam nu mu demee du question nit ki da nga koy influencer wala nga dugal ko ci leneen nit ki da booy wax dana la déglu jox la xorma respecté la respecté bi ñu respecté doomu aadama waaye bu duggee ba ca mbañ gàcce dana xam lii dëgg ndax dëgg benn rek ñu gis ne le président de la république mi ngi taxaw ci PSE ak lépp lu nga xamante ni day jëmale réew mi kanam looloo waral nit ñi fipp dugg ci urne yi voteel coalition Benno Bokk Yaakaar manquement yi nag niñ koy waxee jarul sax di jàmbat jarul wax di souligner waat parce que lu nga xamante ni lu am la te lu doon côté bii dafa gëllu góose wala leen ñu mën a kii waaye loo xam ne dafa wër àdduna loolu kenn mënu cee wax dara xanaa kañ li ci nit ñi déploré rek mooy li wolof di wax naan taatu neen moom bu wëreem réew it du tax mu rafet xëy na peut-être wër nam réew waaye nekkul lu nga xamante ni rafet na ñoo ngi ciy jéggalu nag di ci jéggalu ñëpp ñi voté ak ñi nga xamante ni bëggoon nañoo voté te voté wuñu xëy na peut-être noonu la ko yàlla dogale waaye ñuy ñaan ëllëg ci futur bi yàlla na yàlla defal lu nga xamante ni yu mel nii dina fi bañ a mën a amaat waaye pour le moment daal nit ñi ñoo ngi toog ci jàmm ñoo ngi nekk ci salaam tubarkalla Sénégal daal ñëpp ñu ngi toog di déglu Adja Nogay. jërëjëf El Hadji Omar Diaw yaakaar naa ne kontaan nañ bu baax a baax ci loolu nga élaboré macha allah liggéey bi am na solo muy travail de team maa ngi war am ay awa Diouf maa ngi koy ñaan mu woote Khady Ndiaye aussi ñu ngi koy xaar maa ngi koy xaar pour mu woote mais Brooklyn aussi jëm naa tray Aline Ngaydo mais maa ngi am Acha Sarr maa ngi am Amel Touré mais aussi Mohamed je reviens ci yow léegi tout de suite donc je suis en train de prendre le maximum de camarades yu ma mën a jël awa Diouf s'il vous plaît mën nga woote Amel Touré le doyen de la presse écrite bonsoir. waaw bonsoir Nogay vraiment depuis le début maa ngi ci biir déglu émission bi du début jusqu'à présent allo waaw. vas-y Amel vas-y. waaw kon ñu ngi nuyu Sénégalais yi je crois que élection yi ça va victoire la ñu doon wut am nañu ko ce qui est maintenant lu ñu war a def rek mooy que ne tirer leçon yi nekk ci biir waaw
lu baax lii ñu continuer ko loo xam ne lii vraiment am na ay rëkk-rëkk ñu seet nan lañu ko def pour que demain ñu am luñ ci bëgg parce que ak élection yi ça prépare les élections présidentielles 2019 je crois que on va ménager aucun effort pour ñu def loo xam ne vraiment dañu la avancer quoi mais je crois que ne vote bi ça va très bien Benno Bokk Yaakaar am na ndam au niveau des États-Unis kon député bi mu ngi ci sunu camp donc loolu rek la bëgg na wax xanaa kay féliciter tout le monde rek quoi de toute façon bon nous am na yoo xam ne vraiment mënuñu ko wax au niveau de la rajo sax mais nag en toute sincérité Nogay je crois que le travail a été fait et bien fait d'ailleurs victoire bi yàlla may nañu ko alors il faut tout simplement que ñu def yëpp pour consolider les acquis seet loo xam ne li vraiment faiblesse la ñu jëm ko seetaat quoi je crois que nous avons un travail à faire excellent ñu ngi remercier rek tous les Sénégalais quoi voilà léegi xaaral ma jox la Acha voilà d'accord jërëjëf Amel balaa nga may jox Acha Sarr mu téel ma foofu ligne bi ma dem directement rek def benn transition dem ci ki nga xam ne mooy la présidente de l'organisation de la section de Harlem au niveau du comité électoral muy Soxna Awa Diouf Awa Diouf man su ma la mënoon nuyu ci séeréer dama lay wax futum na ne la mingere wala ma làkk la séeréer boo xam ne je sais pas ban séeréer la mais anyway Awa maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la gërëm di la sant bismillah. Awa sa téléphone dafay break up xaw ma ndax fi nga nekk dafa amul réseau. allo waa bismillah. asalaamaaleykum Adja Nogoy. ñu ngi lay nuyu. di la jox sa wàccukaay di nuyu Abou Diallo di nuyu mbokk auditeurs yi ñuy déglu ñëpp ak auditrice di remercier ñëpp di kontaan ci victoire bi nga xamante ne ci Yàlla ak yonente ba moo ñu ko may di ko sante suñu président Macky Sall ak Marème Faye Sall ñu leen di sant di leen gërëm xamante ne liggéey nañ ko ci élection yi passé fii ci sama team nag maa ngi sant Nabou Guèye bu baax a baax parce que depuis ñu nekk ci parti bi maa ngi fi di ànd toujours xëy na teguñu ko woon sama loxo comme ni mu amee bii paa mais yàgg naa ci bokk di ci participer di fekkee lépp di xam lépp Nabou Guèye ren def na ci loo xamante ne mosuñu ko ci am kon nag bu ma ñëwee fii ci rajo bi ñëpp di ñu déglu dama ko war a sant dama ko war a déglu ndax ku def lu baax dañ la koy sante siwal ko mu siw ndax loolu la yàlla bëgg loolu la yonent bi bëgg ak waa New Jersey yi nga xamante ne bi ñu ñëwee fekk ma ci waañ bi dañoo futteeku mu mel ni seen foofu la ñu ànd ci jàpp ci liggéey ci bu baax a baax mareetu yum ak ñi mu àndal ñoom Xadjata Saaxo maa ngi leen di sant bu baax a baax di sant suñu njiit ñu fi nekkal bàyyiwuma kenn di sant consul général Papa Gallo Ndiaye Basiru Njigal Kulim Dioum Baye Boy Kan Aïssatou Ndaw vraiment ñoom Pate Ndiaye ñoom Aline bàyyiwuma kenn liggéey bi rafet na rafet boo xamante ne du ma ci soobe parce que lépp lu ma fi wax dama koy bamtuwaat ñëpp wax nañ ko ba pare et puis ñi nga war a jël bëri nañu Adja Nogoy dama koy yemale foofu daal maa ngi sant ñëpp ñoom Aïda Si bàyyiwuma kenn ñoom yaay daara bi ñu toggaloon bee passé bàyyiwuma kenn kulim da ngay juum te bëgguma juum kon nag maa ngi sant ñëpp di rafetlu liggéey bi di leen jox dox daje élection 2019 ñu ngi xaar ñëpp nii ñu ko jàppoo buñ ko continuer noonu ca kaw ca kanam rek Harlem nag anañu réseau bi dafa daw maa ngi koy gërëm bu baax moom Awa Diouf wax dëgg yàlla waxam rafet na am na solo bu baax a baax yaakaar naa ne fii ci pencum réew mi tey dégg ngeen lu leer wax ñu ngi fiy waxtaane ci wàllu élection yi waaye itam ñu ngi fiy waxtaane manquement yi ñu ngi fiy waxtaane lépp ci démocratie rek lañ ko teg nag di delluwaat di gërëm ñëpp di sant maa ngi ñëw nag di waaj a dugg si léegi nag ci ki nga xam ne mooy honorable Abou Diallo yegg si na léegi ci ligne bi moo ngi toog àndandoog ñun di déglu émission bi mais moom Mohamed Diop yaakaar naa ne yéen jeunes yi am na lu fekk lu tax tey ma gis seen ambition seen dévouement ci jàppale li nga xam ne mooy am députation wu diaspora lan mooy motivation bi.
xam nga soxna Nage le président Macky Sall je le cite dafa waxoon ca tàmbali ba je suis convaincu que la politique peut s'accommoder avec l'éthique et la morale ba pare mu joxal ñu ne ñu vous les jeunes faites la politique autrement jàngat la daf ñu bëggoon indiquer le chemin wan leen ñu ne li fi doon am di politique bu leen ko nangu politique leen ak conviction politique leen ak gëm-gëm mais mu doon lépp ci base boo xamante ne cofeel ak patriotisme ak bëgg sa réew loolu moo tax bu ñu xasee ba xool benn direction ñu xool programme am xool bëgg-bëggam mu ñëw teg lii ci table bi muy les députés de la diaspora mun ci fekk le président allo Awa Fall yaa ngi ci ligne bi kon teel Adja Awa Fall waaw teel mu daaneel nga daal di jug Adja Awa Fall présidente coordinatrice bisimilah Mamadou Balma fu ñu mun ci fekk bu joxee un appel joxe consigne dañ ci def ba luñ ci mën ñu jël ko teg ko ci loxo coordinateur bi fi ne mu teg ko ci loxo le président de la république ñun loolu mooy suñu mission vis-à-vis du président de la république waaw ndax loolu mooy suñu cër ay ndaw leen dañoo nekk ci yoon donc yéen ñi nga xamante ni yéen ñu jiitu moom mu nekk ci kanam dañoo war a inspiré wu ci yéen maanaam suñu contact ak yéen tous les jours dafay doon apprentissage waaw loolu dafa am solo mooy ñun nan la ñuy fexee ba ëllëg bu ñuy politique ñu def ci warma def ci ngor def ci fulla def ci fayda jërëjëf te loolu moo indi lii tey jërëjëf loolu ba ñu promettre les députés de la diaspora ñu bëri yaakaaroon ne loolu du mën a ne pourquoi la diaspora qui est de région les gens se demandaient waaye tey jii question boobu dañ ko balayé on n'en parle plus ndax askan bi dugal ci dëkkam plus de 1000 milliards nga jël budget dëkk bi xaaj ko ñett mi benn askan boobu de boo leen joxul important ne da ngay travailler pour askan boobu non c'est vouloir quelque chose et son contraire dëgg la te damay bernelee rek ci lu koy de la doon wax if you want to do something for me and while you doing it I'm not there you're not doing it for me président loolu la ñuy cax vision boobu la topp ba tey lu matérialiser ko dëgg la ñoo ngi leen di féliciter di leen gërëm di leen remercier vous êtes déjà rentré dans l'histoire jërëjëf merci beaucoup nous sommes déjà rentrés dans l'histoire mais aussi les Sénégalais d'Amérique sont rentrés dans l'histoire sénégalaise parce que pour la première fois comme vous venez de le citer nous avons un député wala une députée de la diaspora au niveau de l'hémicycle loolu nag lu am solo la loo xam ne contenu bi danañ ko def parce que bu leen fàttee aussi 15e région 15e région PDS ñoo ko fi taxawaloon mais amul woon contenu est-ce que dañu war a gouverneur la ñuy am ñii naan lii la ñuy am ñii naan mais président ci xereñam xam na ne il faut que tey ci députation bi mu am ñu mu ci dugal ñu ñëw ko indi donc loolu pour wane rek continuité wu Sénégal gis nga Sénégal lu fi baax président bu mën a ñëw dina ci ànd ba pare yokk ci leneen loolu lu am solo la Adja Awa Fall maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum Nogaye maa ngi lay nuyu bu baax. di la gërëm di la sant di la wax ne sa wàccuwaay tey mooy nga boot ñëpp ci parti bi àndandoog ñëpp xam ne ci bi ñuy liggéey am na ay jafe-jafe ci bi ñuy liggéey am na ay bëgg-bëgg lan ngay gërëmee tey ci ñi nga xam ne gisoon nga ñu sonn ci waañ wi ak ñi nekkoon ci biir coordination bi ak militante ak xarit yi nga xam ne ñëw nañu te bokkuñu parti sax ñu ñëw voteel ñu lan nga am tey pour jox leen kàddu. xanaa di leen sant Nogaye bu baax a baax a baax di leen gërëm te di leen ñaanal te xam ne yàlla mi mën a fay yàlla na leen fayal boppam te xam ne jàppale nañu di nuyu ñi nga xam ne ñooy jiitu ci parti ci suñu kanam ni ku mel ne consul général Pape Gallo Ndiaye Pape Baro Gassama Bassirou Djiga suñu càmmiñ yooyu bu loolu jàll ñu ngi gërëm Aïssatou Ndaw mi nga xam ne moo yoroon directeur campagne bi ak Omar Diop Seck ñu di leen sant di leen ñaanal di sant waa Brooklyn di sant waa Bronx ndax wax dëgg yàlla lii ñu àndee woon ci liggéey bi moom yal nañu yàlla lafal cat bañ continuer ko di ko continuer ndax ñun ñëpp buñu demee kenn ku ci nekk bi nga fekk si moom da ngaa kontaan waa Bronx bi ñu ñëwee waa Brooklyn dañoo kontaan ñun suñu demee Bronx ñoom dañoo kontaan buñu demee Brooklyn tamit dañoo kontaan te kon man li ma ci kontaan sax xadi s'il vous plaît
waaw sama xol dafa sedd guy ci buñu jël ni ñu àndandoo ci liggéey bi nii ñun waa Burundi ak Burkina ak waa Bronx ak waa nii gis ñoom kay jëta saaxo maa ngi déglu ñëpp nag Sadio Fall di ko sant moom tamit ku baax la awal li maa ngi déglu ñëpp ñu dugg Ramatal toujours ñoo ngi wax téléphone maa ngi moom Aïcha Sall sant naa ñëpp sant ñoom Awa Diouf Aïssatou Ndaw Aïda Sy Nabou Gueye ñu togg yi yaay daara ñëpp ñi nga jàppoon ci liggéey bi ñu ngi leen sant di leen gërëm te xam ne ñun président Macky Sall lañu jàppale dina jàppale ak Abou Diallo te xam ne mérité ngooñ ko kenn ku fi ñëw rek xam ne yéen li ñu leen def moom président wax dëgg yàlla juumu ci ni mu tànne yal neen yàlla lafal cet yal nañ fa toog ci jàmm yàlla dafa leen fa jàmm te yàlla may ñu ndam 2019 ci barke Seydina Mohamed jërëjëf Awa Fall yaakaar naa ne kontaan nañ bu baax ci dugg boobu nga dugg yaatal rafetal boole ñu nekk benn man daal maa ngi tàllal loxo bi opposition bi macha allah parce que damay wax ne sama mbokki naari kajoor yi nga xam ne ñoom démb la ñu woon sama ndokku naaru dar sàkket yi nga xam ne ñoom démb la ñu woon ñu àndoon nag suma càmmiñu bopp sama jëkkër sama xarit muy daam baabu macha allah mu def liggéey bu rafet waaye tey ji bi yàlla dogalee leneen dafa taxaw ne gañe nañ ko kon ñooñu tey nañu ñëw ànd liggéey ki nga xam ne aussi mooy sama frère Ali Ndiaye nga xam ne mi ngi àndoon ak Diop si moom it ñenn ñi ngi ko doon jiiñ sax naan président Macky Sall lay liggéeyal kon ñooñu tamit yaakaar naa ay militant am ak ay militantam programme bi nga xam ne ñoom lañu yor na ñëw ñu dolleeku ci ñun ñu ànd liggéey ñeneen ñi nga xam ne aussi ñoo fi nekkoon ñu mel ni El Hadji Moustapha Diop xam naa ne moom it parti bi xaw ma nu mu tudd mais xam naa bu Abdou Mbaye la mais ñoom it nañu ñëw ñu ànd liggéey dégg naa ko démb ci rajo bi mu félicité encouragé ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñi nga xam ne ñooy président de la République ñeneen ñi nga xam ne aussi mooy waa PDS ñoom it maa ngi leen di gërëm ndax damay wax ne kër googu sama kër la woon ba fi Ablaye Wade nekk ma gëm idéologie bi dama cee ànd ba muy daanu maa ko jiitu ci suuf ba ma paree dama faxasu jóg ba ma toogee ànd ak ki nga xam ne mooy doomam mu ne nañ ko jàppale ñaanal ko dama ànd ak moom liggéey ci bi ma soxla ñu continue liggéey ñu des ci opposition bi nag mënta ñàkk il faut que ñu toog ci opposition bi di opposer ndax démocratie il faut que mu am ñii di naan waaw ñii di naan déedéet waaye nañu am opposition bu set te leer ñu àndandoo gëm sant li ci des yëpp nag ay détails la ñu ngi dem rek directement ci ki nga xamante ne nii mooy Acha Sarr Acha maa ngi lay nuyu allo Acha Sarr dafa mel ni Acha dafa mit téléphone am Khady Ndiaye allo Adja Khady Ndiaye allo waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax mel ni ne Acha Sarr dafa mit fanam waaw honorable Khady Ndiaye magu député jam ñu daane député rakku député allo Acha asalaamaaleykum. maaleykum salaam Acha maa ngi lay nuyu bu baax bismillah. maa ngi leen di ziar sama na leen bëgg. Acha Sarr félicitations coordinatrice Brooklyn yéen da ngeen a jël ndam li dafa mel ni 100% ngeen dóor foofu. merci beaucoup merci ñëpp ñoo ko bokk. misal mi ni yoon mi juri ni yoon. misal mi ni yoon mi juri maama. xoore puccu. xoore puccu donc. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp saxoon na koy mbub xoore pucc bi moom jour moom foofu rek laa fa nekkee woon xoore pucc bi nuyu naa ñëpp ziar naa ñëpp di kontaan ci ñëpp soo limee rek da ngay juum ñëpp am mbégte dugg nañ ci bismillah rahmaan rahim pare ci alhamdulilahi rabbil alamin lépp léegi nag baati baax parce que gis naa ñu bëri nag seen baati ba tey dafa dee mais nag lu ko waral nag mooy liggéey bi ak toon bi nee na jar na ko ñu ngi sant yàlla bu baax a baax comme yàlla may nañu victoire bi ñu doon ñaan ci yàlla may nañu ko kon damay ñaan yàlla rek yow ak Abou Diallo yàlla leen ci yàlla nekk seen njiglaay ñun ñëpp ci kontaan di ñaanal président Macky Sall di ñaanal tamit Sénégal jàmm ak salaam maa ngi ñaanal ñëpp wax dëgg yàlla metti woon na coow yi bëri woon na mais nag gis nañ ci alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi nuyu section yëpp di jaar section yëpp Harlem Manhattan Bronx Queens New Jersey partout Queens ñoom Issa Bass waaw ñoom Issa Bass ñu am solo liggéey bu am solo jóge Queens waa Jersey ñëw Staten Island tamit am ñu fa jóge yaakaar naa sooy bu jëng mën nga dugg si soxla naa la heure bii laa la soxla le temps ngay introduire ki nga xam ne mooy Abou Diallo sooy bu mën nga woote ci ligne bi baal ma Acha 1 minute laa dese ci Omar ma bàyyi ko mu close Omar yaakaar naa ne gunge bi gis nga ko nii tey àndandoo nañ ci rajo bi guddee yaa ngi tëdd mu war na ne émission bi ñor na la bismillah Omar ñu àggaleeg yow. waaw moom kañ fajar jot na te maa ngi nii war a dem Dakar ndax tey mën nañu invité ci émission bu ñuy wax wareef ci TFM
waaye kontaan naa ci liggéey bi ak ni nga ko defee yal na yàlla dolli jàmm maa ngi lay déglu léegi nag à tout à l'heure bu émission bi jàllee léegi na nga ma woo incha allah. baax na kon nag amuloo numéro bi nga xam ne bu ñu waree ku déglu waree war na mën a contribuer. oh numéro bi ma xool waaw numéro bi nee nañu 88 628 22 628 22 88. 88 622 22 à partir de 11h ci Sénégal képp koo xam ne bëgg nga déglu wareef en direct wala nga contribuer ñu jàppale sunu sunu càmmiñ Omar Diaw Seck ca wareef ca Sénégal loolu lu rëy la yaakaar naa ne tey la Sénégal di yëngatuwaat waaye tey la ñuy wax baaxu Amérique fii ci làmmiñu Omar Diaw Seck ca Sénégal waaye ca TFM donc ñu ngi lay gërëm bu baax dinañ la woowaat ci kanam Athia Sarr ñu bàyyi la nga daaneel ma mën a jub ndi nag ci sama candidat sama camarade ñu àndandoon di liggéey ngeen déglu ñu maag moom ñu àggali nag wax leen li nga xam ne moom la ñu moom la ñu jëlee liggéey bi ba egsi fii ak coono yi ak jafe-jafe yi ak li nga xam ne moom lañ ci bëgg muy Abou Diallo Athia ma bàyyi la nga daaneel le temps may dellu si waat ngeen bañ a génn ligne bi ñu ànd ak Abou Diallo. soxna Nogay loolu weesoo maa ngi sant ñëpp di sant waa Brooklyn bu baax a baax di sant sama càmmiñ góor yi nekk fi ñoom ñëpp boo limee da ngay kii ñoom ñëpp sant naa leen gërëm naa leen liggéey bu rafet di sant di àllaat ñëpp loxo ñëpp gën a taxaw dégg nga tax ko liggéeyaat pour 2019 wax dëgg yàlla ko defee ñu mën a ëllëg suñu président Macky Sall bi nga xamante ne macha allah mu liggéey ci biir Sénégal liggéey ko rafet mu ci fekk seen bët kon dama bëgg li nga wax léegi ñu ngi tàllal opposition yi suñu loxo li ngay ñëw ñu liggéey président yi liggéey wax dëgg yàlla pour le développement du Sénégal kon instant bi man dama def rek pour remercier ñëpp a kontaan ci victoire bi. maa ngi remercier ñëpp di gërëm ñëpp kontaan daal laa def kon toog ko salaam. Athia kon tee ligne bi ñu gunge Abou Diallo ci yoon wi ndax bañ ko bàyyi mu wéet man it ngeen bañ ma bàyyi ma wéet. Khady Ndiaye fàttewu ma la maa ngi ñëw ci yow doucement maa ngi ñëw ci yow yaa ngi en direct bisimilah Khady Ndiaye nga def ci li nga bëgg a wax bisimilah Khady Ndiaye. salaamaaleykum honorable. salaamaaleykum honorable Aboubacry Diallo. maa ngi leen di féliciter Benno Bokk Yaakaar yëpp di féliciter sama bopp lii saa si faal di reer ba dee nag maa ngi féliciter sama bopp maa ngi féliciter Benno Bokk Yaakaar parce que vraiment liggéey nañu ku ci mel ni Ndiaga Mboup fu ñu dem meeting bu ñu dem Ndiaga mu nga fa Idrissa Sylla Ba ñoom ñëpp vraiment Seydi Fall bu PS ñoom ñëpp vraiment dañ see jàpp donc liggéey bi liggéeyu APR rek liggéeyu Benno Bokk Yaakaar ñëpp ci jàpp nag ñëpp ci jàpp bon du ma nekk di lim wala lii wala laa parce que vraiment c'est une victoire méritée ñëpp nag état yëpp nag parce que li neex ci campagne bi mooy campagne bi Nogay ñëpp ci jàpp ñëpp jàpp ci campagne bi boo jaaree côté bi Abou jaar côté bi yeneen militants yi jaar yeneen côté yi loolu rek moo tax loolu moo réussir loo campagne bi loolu boo ko réussir loo waaw comme dañuy war a bungee Abou Diallo duma kii lu parce que fii ak 2019 xam nga dafa jege na sori na donc am nañ temps pour luñ bëgg wax ñu wax ko tàllal suñu loxo ñëpp comme ni ngeen ko waxee rek opposition ak sympathisants yi ñëpp ñëw yu bokk liggéey parce que député diaspora du député Benno Bokk Yaakaar rek bien que ñoom ñoo ko gagné mais da ngeen représenté diaspora la ñu wax diaspora bi donc ñëpp ngi ci biir donc pour ñëpp la daal amul xàjjal seen te ñun ñëpp ay kii lañu ay mbokk lañu ay xarit lañu donc lu ñaaw xaj ci daal rafetal kii bi et on continue jërëjëf kon nag ma dugal hymne national bi ñu daal di nag dugal ki nga xam ne mooy sama honorable ak député ki nga xam ne mooy Abou Diallo waaye tamit honorable député Nogay Mboup bi nga xam ne mooy député nee naan qui fait la différence député biy dox ci rajo bi di leen animé député biy déglu seeni soxla député biy ànd ak yéen di bale benn yi député bi nga xam ne macha allah mooy ànd ak yéen ñuy togg añu di yàq di déggal xale yi maanaam député bu bees daal la ñu indi ñun kon nag jël leen lii ma may leen waa ji ngeen doon seet gis ngeen ko Abou Diallo la tudd Abou salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Nogay Mboup. honorable député ban yëg-yëg nga am ci tur boobu tey. waaw xanaa di sant yàlla rek sant vraiment diaspora bi yëpp sant leen sant la yow Nogay xam naa ne yàgg nga def ay émission yu neex waaye bii de vraiment dañ koy compter ci émission yu neex aussi parce que
dégg naa fi camarade parti yëpp camarades yi yëpp donc depuis minuit macha allah donc dañu sant yàlla bu baax a baax gërëm ñëpp nag gërëm ñëpp surtout que Nogay man fi may njëkkee sax mooy gërëm kilifa diine yi kilifa aada yi ñi nga xam ne ci diaspora bi yëpp mais surtout à New York parce que yàlla def na ne weer bi yëpp bi ñuy liggéey di def campagne jot nañ dem ci ñoom gis ñaan yoo xam ne ñaanal nañ ko yàlla defal ñu tey ndam bi waaye aussi ndam bi bu amee Nogay comme ni ko ñëpp waxee rek bëgguma lim juum parce que ñoom ñëpp dugg nañ macha allah di leen gërëmaat encore di leen santaat di seen dynamisme seen engagement vraiment ci campagne bi nga xam ne moom la ñu def waaye day wane na rek liggéey rek moo wóor Nogay ndax yàlla dafa def bi ñu yàlla boole d'abord ticket bi muy yow soxna Nogay mu ak man nii muy loo xam ne lu dëgg la président moo xam lu tax mu def ko waaye man de dama lay sant di la gërëm Nogay ci kanamu camarade parti yi duñu déglu ndax dëgg la xamoon naa la waaye gën naa la xam ci campagne bi ndax ànd nañ ci ay bërëb yu bëre ñu lay tuddee jigéen bu mën góor ma mën ko seede gis aussi nga def loolu donc loolu dama la ci sant di la gërëm di naan vraiment camarade de parti yi nañu bàyyi xel ci Nogay Mboup mi parce que jël na léppam li mu amoon pour que vraiment ñu mën a gagner élection yi gagner bi nag vraiment suñu liggéey mi ngi ci mais aussi loxo yàlla mi ngi ci moo tax Nogay man damay gërëm aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy candidats yi nga xam ne ñoo fi nekkoon les candidats malheureux ci élection bi comme ni ma ko waxee woon keroog ma leen di gërëm di leen sant di naan lii mooy Sénégal parce que Sénégal dëkku démocratie la du ci élection bii la commencé yàlla day def ku nekk dafay am vision am ni mu gisee nan lay dëkk bi du war a doxee yàlla def ku nekk ci ñu dem ci ay élection yàlla aussi defee ko ni donc ma leen di naan gàcc ngaa la ma ñoom it ils n'ont pas démérité mais aussi ñu leen di tàllal loxo ba Nogay Mboup tey sax dafa am benn nit bu ma woo ci New York ne ma yàlla xam na ne de élection yi passé dimanche maa ngi wootaloon PDS waaye seen jikko ak seen comportement ak nii ngeen defalee seen campagne mën naa la waatal ni dinaa leen jox sama carte élection présidentielle yi di ñëw parce que da ngeen ko wone donc loolu mooy àddina Nogay ndax man dama gëm ne ñun dañoo war a def la politique autrement politique di saaga wala di xas wala di wax loo xam ne ci nit ki li nga xam ne buñ la ko waxee du la neex loolu ñun dañu ko war a teg ko fële indi politique de développement politique boo xam ne da ngay jéem a vraiment wax ci nit ki wax sa programme fekk xasoo kenn saagoo kenn ngañoo kenn je crois que loolu bokk na ci li nga xam ne moo tax tey jii même à New York fi nga xam ne comme rajo bi fa la nekk mbokk auditeurs ñu ci ëpp fa lañ nekk ba nga xam ne gis nañu vraiment ñun programme lañ leen tegal yarute lañ leen tegal waaye aussi engagement lañ leen tegal donc loolu damay ñaax nit yi ñaax camarades yi ñu gën a continuer wéy ci chemin boobu parce que Sénégal yi léegi loolu lañ bëgg doo ñëw rek yaakaar ne yow yaa xam lépp wala yow yaa mën lépp loolu kenn amu ko kenn mënu ko donc li ñu am ak li ñu mën a def ak li ñu proposé nit yi yàlla def nañ ñi ëpp ñi en tout cas comprendre nañ li ñu wax surtout que ki tax ñu xotti suñu tànk tubéy dugg ci làmb ji vraiment di bëre ji muy son excellence le président de la république def fi programme boo xam ne ak réalisation yoo xam ne depuis 2012 kenn du ko naatable ñun ñëpp gis nañ ko teg nañ ci suñu bët donc moo tax aussi kii bi c'est vrai que metti woon na sax waaye loolu aussi li ñu dimbale la parce que moom mooy jox leen une majorité confortable à l'Assemblée pour que ma mën a continuer li may tuddee fi mu nekk nii dama koy tuddee monsieur pose première pierre ak monsieur inauguration donc muy loo xam ne saa yoo xëyee ci Sénégal
waaye chaque 2 jours 3 jours wala chaque weer mu am fu mu dem inauguré fa benn réalisation. Donc je crois que loolu Sénégal yi ñoo ci teg seen bët moo tax ñoom it ñu xalaat ni kat war nañu jox président une majorité pour que mu mun a donc continuer li mu liggéey moo tax boo xoolee léegi ci vraiment information yi ñu jot résultats yi c'est vrai que c'est pas encore définitif quand on parle que mun nañu am 205 à 115 députés xam nga loolu ci élection boo xam ne dañoo waxoon ne Benno Bokk Yaakaar day ñàkk loolu aussi day wane ne rek Sénégal yi y a cette majorité silencieuse qui est là qui a sa carte le jour du vote day dem vote utile aussi donc loolu je crois que dañ koy rafetlu bu baax di sant nag di gërëm Nogay suñu coalition Benno Bokk Yaakaar du ma taay di ko wax ndax ñun dañoo dekkil Benno Bokk Yaakaar dans le bon sens am na ku ko wax fii cité fii ay tour ñu mel ni ñoom Idrissa Sylla mënuñu def émission wala wax dans le cadre en tout cas politique te duñu citer ces gens-là Idrissa Sylla son engagement son dévouement vraiment son sacrifice pour que vraiment ñu mun a gagner kenn du ko naatable nga jóge foofu nga dem ci njagambum nga xam ne lui aussi il fut un candidat à la députation malheureux mais malgré tout mu bàyyi lépp lu mu dem topp ñu fu événement amee mu topp mu dem ci wax ju baax sonn ci mais aussi El Hadj Ba bi nga xam ne moom fële ci Brooklyn la nekk moom it muy groupe boo xam ne ak ñoom Lamine Ndiaye Cincinnati ñoom Xaali Washington donc ñoom ñëpp macha allah ak Amadou Ndiaye PS ñu jàpp ci vraiment jàppal boo xam ne bu dëgg la donc je crois que loolu aussi il faut ñuy faral di wax seen tur di leen citer nommément parce que la coalition en tout cas Benno Bokk Yaakaar elle est là elle est vivante en tout cas ici aux États-Unis mooy encourager nit yi fépp fu ñu mën a nekk nañu góorgóorlu ci ñi gën a jàppoo xam ne kan ñun on a gagné ensemble on va gouverner ensemble loolu aussi bëggoon naa ko ci yokk fi may continuer rek mooy que dans le cadre de cette victoire là ginnaaw bi ñu sant ñëpp aussi tàll loxo ñëpp nag xamal leen ne lii ñun ñëpp ñoo ko bokk nous sommes de la diaspora donc benn député la ñu am député boobu dara waru ko yóbbu à l'Assemblée lu dul di yóbbu foofu ay doléances diaspora bi donc loolu pour nga am ko en plus de programme bi ñu am na loo xam ne dañu déglu nit yi dañu toog ak ñoom yàlla dimbale nañu Nogay on a fait presque le tour des États-Unis dem nañ ba Canada dégg nañ lu bëri waaye aussi am na loo xam ne ba léegi dégguguñ ko moo tax dañu tàllal loxo surtout ñi nga xam ne ñooy les candidats malheureux ñoom it amoon nañ ay programme ak le Sénégalais lambda le Sénégalais vivant dans la diaspora lambda boo xam ne moom it am na li mu xalaat li mu mbëbët li mu soxla li doléance am ñooñu ñëpp dañuy continuer di leen déglu ndax nag amul lu ñu yóbbu fële lu dul yéen seen tànk dañu nekk seen tànk nekk seen nopp nekk aussi seen gémmiñ dignement ñu présenté leen ñu ngi ñaan yàlla nag ngeen jàpp nañu xam ne kat benn député dina metti pour que nga mën a def lépp mais nag bu ngeen ci jàppee xam ne kat li ñuy jooytu li ñuy ñaaxtu buñ ko amee ñun ñëpp ñoo ci profito donc je crois que dañu lancer un appel à toute la diaspora en tout cas américaine canadienne et de l'Océanie ku nekk indi ci sa pierre angulaire ku nekk indi ci jàpp ci xam ne lii moo ñu soxal lii moo soxal diaspora bi ñu bokk ko nag ak yeneen ñi nga xam ne yeneen députés on nous dit que on aura certainement 12 députés à part Italie boo xam ne yàlla def na ne PDS boo ko gagné mais dama gëm ne une fois ñu joxe les résultats officiels muy le député issu de la coalition Benno Bokk Yaakaar muy le député issu de l'opposition ak fu mënta jóge dañu war a lëkkaloo suñu force ñun ñëpp ñu nekk benn baat ñu dem nag au niveau de l'Assemblée mun a jooytu mun a taxaw mun a vraiment xeexal li nga xam ne moom mooy suñu doléance bi loolu lu ma soxal la parce que loolu rek mooy tax ñu mun cee génn donc di leen xamal ne en tout cas ñun ñii ngeen xam ne bu résultat officiel yi génnee bu yàlla defee ñu confirmer ko amul lu ñu yóbbu lu dul yéen
et dinañ def suñu kéemtalaay kattan ba nga xam ne duñ leen ruusloo incha allahu rabbi dinañ xamal ne rek lépp loo xam ne def nañ ko bu ñu defee loo xam ne matul aussi ñu ngi xaar ci yéen ngeen rectifier ñu wala ngeen conseil ñu su boobaa ñu mën a jël loolu aussi ak tuuti bi ñu xam ñu mun ko yóbbaale à l'Assemblée. Donc Nogay lii laa ci bëggoon yokk pour le moment amoo ñu am question mais di remercier quand même panel bi di remercier ñi nga xam ne vraiment dugg nañ ci kii bi surtout la jeunesse ñoom Pate ñoom Mohamed mais aussi les femmes elles ne sont pas en reste liggéey boo xam ne bu taf def nañ ko ak góor yi vraiment di leen sant di leen gërëm di leen wax ni tànk bii ñu dëgg fu mu nekk nii fii la je crois que am nañu ko wax tout au début de l'émission bu ñu continuer rythme bii ñu commencé yàlla mën nañu dimbale en 2019 ñu mën a gagner au premier tour. donc loolu nag ñu gën a mobiliser wu ñu gën a jàppale Abou Diallo voilà may ma tuuti ma ñëw donc directement balaa may def transition jóge ci yow dama am benn communiqué boo xam ne wax dëgg yàlla mi ngi jóge ci ki nga xam ne mooy El Hadji Bassirou Dème El Hadji Bassirou Dème macha allah kooku mooy bàyyu parti bi ndax parti bi doomam la képp ku ñëw ci parti bi Bassirou Dème nga ci fekk mu gëm ko li ma ko mës di waxee jël xaalisam daan ko fay ci rajo yi Bassirou Dème nag nee na ci sama tur ak turu ki nga xam ne mooy Abou Diallo ak turu président de la république ak turu xaritam yépp mi ngi gërëm mbokk Saalum yi ndaxte kat bureau ba nga xam ne fa la nekkoon xam na ne 100% yi ñoo ko fa may majorité ba nga xam ne mën na ko fa gagné te amul gàcce ndax président de la république daf ko woo ne ko kat Bas bronze yow laa ko dénk yow laa fa yaakaar jàppaleel ñoom Abou Diallo ak Nogoy Mbuub mu bàyyi liggéeyam taxaw ay bokkam ñëw fa ay xaritam ñëw fa wax dëgg yàlla muy ñaan yàlla li nga xam ne moo war ci Saalum te président def ko ngeen xam ne fi ne ni Kaolack noonu lañ fa amee majorité bu am solo muy ñaan képp koo xam ne nee na Saalum nga wax dëgg yàlla sa soxla ak sa mbébét ak sa xalaat ak sa jëf bu ko déggee ci noppam bu soobee yàlla dina faju loolu communiqué la boo xam ne mi ngi jóge woon ci ki nga xam ne mooy El Hadji Bassirou Dème di bàyyi parti bi kon nag maa ngi am ki nga xam ne tamit kenn la ci ñun Abou Diallo ndaxte xam nga ne nit ku dëggu nit ku am jom nit ku am fulla nit ku am fayda nit koo xam ne da nga koy gis ci réew mi waaye nag musula ñaan kenn dërëm nit koo xam ne dafa nekk ci réew mi yor otoom bokk ci base am ci subvention di ci jàppale ay nit koo xam ne ay nit nekk nañ ci dëkk bi am problème mu jël xaalisam yóbbu leen Sénégal te kenn yëgul nit koo xam ne ba mu nekkee ci dëkk bi ba tey zéro faute te kooku kan la muy kilifa diine xam ci li mu bëgg xam ci li mu ne macha allah te kenn musu ko ne accam la kon nag kilifa ñun dey parti bi ñu ngi lay nuyu di la gërëm ba nga jàppalee Macky Sall ba léegi bàyyiwuloo président moo la ñor réew mi moo la ñor te it sa diine ak sa fulla tax na loo gis baaxul di nga ko wax kilifa ma lay laaj yëg-yëgu ngañaa bii nga xam ne da nga ko àndoon di ko wax nit ñi naan député yi ñu jël baax na président li mu def noonu la ba tey yàlla may la ndam noo dundee lii. waaw xanaa sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que damaa yàgg tukki dem fu ne ma dem fa ma ñëw ba fii gis xale boo xam ne bi muy Macky Sall juddu après indépendance le sëñ Tuubaa nga xam ne ba ko ñuy léegi woote woo muy 4e marabout ba ñu woo yàlla sutaal ko ba nga xam ne Idriss Seck mi nga xam ne bari na lu muy gis ndax dégg naa sëriñ bi lañ koy wooye mu ne moo bëgg a nekk 4e président de la république fan la yàlla wëlbati mbir yi def ko président bii nga xam ne mooy Macky Sall kooku gis la muy benn gisin boo xam ne borom mi gis a koy gis bi ñu demee bay tudd naan ay kii mu nit ku yaru ku nga xam ne man na maa defal lu ne ndax nag lu waay di bàkkoo rek man caga nga ci samay bor ci bu dee tukki def naa ko bu dee lu ne jaar na ci man ba jàll kon nag am nit a ma jariñ te sëñ Tuubaa dañu woon woo naa waa jéeri ji woo naa waa géej ji woo naa adduna bépp ni ko fu ñu jëme mu ne ci yoonu yàlla ba leen nit ñi ak seen lépp yàlla defal ko lépp bu lu waay am wuti ba kon kooku di wax ci sax li muy liggéey man bu gumoon ñu tàmbali ko léegi benn Ablaye Dione mi nga xam ne moo doon tëdd liste Benno Bokk Yaakaar kooku mooy moroom yi ñu ko doon wut ni moom kii moom président de la République bu doon nit ñaa ngi may woo naan kat damay ñëw ci parti bi ndax président laa bëgg a jàppale ci présidentielle bi man leen xaar leen ma tuuti ma ñëw ndax ay gone doon liggéey fi mu ne mag ñi war a ñëw kon yëpp war a yëg waa Brosse nag adduna bépp toog ak imam ñu ni kaay ñaanal nu ndax kat gañe leen bëgg ma dem ñaanal leen wax ca kaw ñëpp dégg ma ne da ngeen di gañe bu soobee yàlla mbàcc da ngeen di gagné élection yi ku yàlla bind mënul tee ñaan gi am te boobu ay moroom a nga fa
nit ñi yor seeni kurus di wax ni tey gagné man leen ñaan ci kurus dafa yàgg dana am mu am a gën a wóor. dëgg la. ku ngeen wax ni day gagné du su gagné diw ñoo may gagné. jërëjëf ñeneen la ciy tegu ñu ngi may dégg ci rajo laay waxee mbedd yi ku fi tàgg nettkat la nettkat jaar kon yàlla na yàlla jàppale ndax wax jotagul waaxul nga wax li nga bëgg a wax bismillah. wax jotagul kon maa ngi balu àq ñëpp di baal àq ñëpp di sant nag kër gi ma dëkk muy Momy Sène ndax bu ngeen fa ñëwee dañ leen faa defal teranga yu rëy xar mu mag waaw te kon ñooñu amee nañ leen jukkal kon yàlla na leen yàlla jàppale yàlla may leen teranga jërëjëf ku toll ni doomu président de la République ñëw fi mu invité ko ni mën nañu ngeen ñëw ma defal leen lu ne sëñ Touba jaral ko ñu bàyyi invitation boo ndax sëñ Touba kon yàlla na leen yàlla jàppale ñoom ñi jërëjëf kon mënu maa wax lépp lii mais lii doy na tey ba ñuy am ndam li ba feetu ndam gi ba ku ne xam ku la man jërëjëf ku ne xam na ku la man ndax 297 voix dafa bari trop ndax même bu ñu bëggee ñu dolli leen yeneen 50 sax ñun nañ jël 200 yi ñu yemale ko fa ndar képp ko kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant Mouhamed Diop sa dernier mot allo Mouhamed da nga mute sa phone Mouhamed Diop n'est pas en ligne allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waa Thierno Weye. waa avocat Macky yow foo ne woon. man de maa ngi fi rek waaye maa ngi woon ci course gi. waaw macha allah kon course gi dal na loo am sa dernier mot looy gërëmee lay sant. sant yàlla alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin maa ngi leen nuyu di nuyu ne ci panel bi yëpp di nuyu honorable ak yow di leen félicité yal na yàlla def ndam li ci leen ci barke alxuraan karim li ñuy gis ci yéen yal na am lu ko seen jar ci barke maam sallallahu alayhi wa sallam di kontaan rek di sant yàlla wax dëgg yàlla alhamdulilahi rabbil alamin di kontaan ci kii waaye comme li ngeen wax rek nañu ànd nekk benn maanaam comme li ko honorable waxee candidat yëpp kenn ku ne amoon nga programme seen programme yëpp nañ ko tënk ñu bokk toog ñu jox ko ñu jox leen ko bu ngeen demee ngeen taxaw parce que Sénégal yëpp gagné amul kenn kuy perte parce que bu ñu député kii diaspora bi boo fa toogee diaspora bi ngay wax doo fa wax moom après doo fa wax keneen ak keneen diaspora bi rek ngay wax kon nag lépp benn la jërëjëf lépp benn la dañ koy wax di ko waxaat dem leen ci Adja Khady restaurant wala ngeen dem ci Adja Khady fish market Adja Khady mi ngi ci 251 West 116 Street xam ngeen ne Adja Khady moo xew ci jamono nekk ci 116 between 7 and 8 adresse bi wax naa leen ko 251 West 116 Street Bronx New York 10026 boo googalee Adja Khady sax da ngay gis numéro am 212 933 0374 bu fekkante ne da nga bëgg order wholesale ci état yi jël leen 646 645 7505 Adja Khady dina la jaay jën bu baax am nañu jarañ am nañu sëdd am nañu ngot am nañu sax des fois yaboy bu baax bi bu mërëg bi nga xam ne macha allah heure bi ci nawet yaboy mërëg day tuuru na ci Adja Khady am nay fromage gruyère am nañu ndawal lu baax am nañu bëy mbembe macha allah di nga mën a togg daxin di nga mën a def supp man nag ku ma invité supp jamono yi ma jël parce que sonn naa lool bu ma mbayee ni jàpp Adja Khady nag dina la jaay ceeb dina la jaay dëwlin dina la jaay mburu mu tàng mi xoyam xoyami ci 116 la xoyam xoyamee balaa nga xam lan moo mën a dalal xel nga xiif ñëw jàdd ci Adja Khady jënd benn kilo mburu diw ci sa beurre def sa fromage wóor na yàlla sàqamil guux ndox nga xam ne day dalal xel Adja Khady daal moo jara wóoru moo jara seeti moo jara yaakaar boo fa jógee dugal Pikine restaurant chez Amadou am nañ fa yaafaatu ma nga fa di def liggéey bu am solo ànd ci ak Gracia Fall waaye ànd ci ak sama mag sama xarit mi nga xam ne mooy Fat Bintou Ba Pikine restaurant am na ceebu jën maafe dama daa suppu kànja am na ngalax am na caagri te itam boo leen woowee ne leen dama bëgg dibi bu am foie Pikine restaurant dinañ la ko jox boo bëggee am lu wóor wooteel ci 646 922 7015 Adja Pikine restaurant daal boo seetee ci Gracia Fall nee naa la seen cere moom benn la fi kon noonu rek laay def àndandoo dem ci dernière minute ci gars yi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah am nga 1 minute Mariam Chérif maa ngi lay ziar na ma. duma Mariam Chérif Oumou Chérif. félicitation wala Nourou Huda. félicitation Nogay léegi moom nangu nga. nangu nga honorable député nga. nangu naa léegi nangu naa. waaw ok alhamdulilah. alhamdulilah bu baax. yaa ko ñaanoon fii ci rajo bi. ñëpp di dégg booba ñun ay militante lañu maa ngi sax PDS nga ne ma yaay sunu député yow député bu ñëwee diaspora bi Oumou Chérif sa maam la ñu yaakaar Nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nga ñaan ko yàlla def ci barke yàlla na doon gën a jàpp te jàppandal ci barke yonent bi salaamaaleykum. waaleykum salaam Adja Nogay ñu ngi lay ziare. maa ngi la koy delloo kooku mooy Diop le maire mi nga xam ne
barke rasulilaay bi àddina bi tàkkee langi leer nañ moo ne jàppale leen Adja Nogoy ma dem Atlanta mu taxaw fa taxawaay bu leer Diop la maire 1 minute. waaw kon ñu ngi lay ziare bu baax a baax di leen remercier di leen ndokkeel ndam li. te xamal ni nag ndam li ndamu ñëpp la. jërëjëf. président Macky Sall nag amuñu fayam moom mi nga xam ne moo xalaat yëkkati diaspora bi jox ñu 15 députés pour ñu jàppale ko. ñun ñëpp dañoo war a wëlbatiku rek ni diaspora pour le développement du Sénégal. jërëjëf. ñu du mooy lépp ñu jàppale Sénégal jàppale suñu bopp mooy jàppale suñu bopp mooy jàppale Sénégal. jàppale sa bopp mooy jàppale député de la diaspora teel ma ko ba mercredi prochain dinañ mag yow dinañu dox daje Mouhamed Diop dernier mot. soxna Nogoy honorable député monsieur Abou Diallo honorable député yéen diis na waaye yàlla mi am doole yal na leen yàlla doole. amiin yàlla lëkkaloo leen ak ñëpp képp sénégalais boo xamante ne sans distinction d'idéologie ngeen ànd liggéey Sénégal jëm kanam. téye ko teel ma foofu Sénégal bu jëmee kanam ñun dëkkandoowu sénégalais yi dinañ jël kanam Abou Diallo honorable député sa dernier mot. waaw di sant di gërëm ñëpp rek dañ naan émission bi tey macha allah sant di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp guddi jàmm jërë ngeen jëf. jërëjëf manit maa ngi leen di sant di leen gërëm allahumma salli ala sayyidina muhammadi il fatih lima ukhliq والحياة ما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هادي حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته كل صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين توكلت إلى الله tawakkaltu rasul ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di ñaanal sama wayjur wa soxna Adama Diop mi génn àdduna yal na ko yàlla xare àjjana te it ñaanam yàgg ci suñu kaw maa ngi baalu ñëpp ak tey baal ñëpp ak di leen dox daje incha allahu taala di leen wax ne émission bi ñu ngi ko doon may ki nga xam ne mooy sama nijaay Cheikh Amar di ko may sama baay Birima Mbuub mi ma ñaanaloon waaye di ko ñaan may sama yaay yëpp Mati Diouf mère Sène ak mboolem jullit jërë ngeen jëf